ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellusiwaat nañu ak yéen ci quartier général rassemblement bi ñuy def guddi gi di leen gunge ba xëdd exactement 22h43 mooy doog a jot tey tamit ñu dellusiwaat tàmbali ak téléservice bi laataa ñuy jukki sujet yi nga xam ne ni préparé nañu leen ko et puis tey exceptionnellement daañu am ñaari gan pàcc bu njëkk bi daañu waxtaanee fi àddina bi di waxtaanee muy Diamniadio ville bu bees am nay ponk yu bëri xamante ni bëgg nañu ko expliquer téléspectateurs yi ak gan gi nga xam ne ni daañu ko recevoir muy Galoba démb gis ngeen ni recevoir nañu kii di Balla Gaye 2 tey nag ki mu nar a jàkkaar lool fan yële mooy nekk invité quartier général junju doy na borom xel donc daañu ci ñëw bu ca kanamee tuuti ñu njëkkee ak téléservice bi xibaaru jaww ji ak Marianne Siva tey lundi 11 juin suba mardi 12 juin lan mooy prévision yi Marianne ginnaaw bi ñu la nuyoo ba noppi. ñu ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs yi waaye di nuyu également ñu toogal ci plateau bi Ndakaaru bu subaa incha allah li mu nar a yeewoo moo di 22 degré Diourbel moom 23 la yeewoo Kaolack 24 degré Linguère 23 degré Saint-Louis moom 16 degré la yeewoo Podor 25 degré Matam 33 Ziguinchor 26 bokk ko ak Kolda Tambacounda 30 degré Kédougou 26 ngoon gi Ndakaaru dana am 26 degré Diourbel 41 degré Kaolack 40 degré lay am Linguère 44 Saint-Louis moom 29 degré lay am Podor 44 degré Matam 45 degré Ziguinchor 39 degré Kolda 41 degré Tambacounda 44 degré Kédougou 39 degré di wax ne nag géej gi dana yéeg bu 2h59 jotee jàpp 4h59 dana dal bu 0h35 jotee jàpp 12h39 waxtu yi ñuy digal suñu mbokk mool yi ngir ñu di ci dem géej bokk na ci suba gi bu 10h59 jotee jàpp 13h59 di wax rek suñu mbokk mool yi bu ñuy dem géej nañu yóbbaale seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange fàttali leen ni rek jant bi dana fenk bu 6h40 jotee laata muy so 19h39 jaajëfal bu baax service météo Baye Cheikh. est-ce que jant bi la ñuy topp pour tàmbali koor gi on ne sait pas de toute façon nañ ko laaj oustaz Pape An bu ca kaname pour sama gars yi ñoom du ñu may yàlla seconde. dañuy lekk ba salaatu des ay quelques secondes voilà donc on vous explique tout ça ak oustaz bu ca kaname merci Marianne ci météo bi bu ñu àggalee dañ leen di baaxee taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 556,545 francs CFA €1 ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 744,879 xam naa kuñ ci mayoon saako mu jël 744 presque 800 mooy xaalisu Angleterre un yuan chinois ñoo ngi koy weccee 87,0020 francs CFA un dirham xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 58,9361 francs CFA un rial di xaalisu Mak ñoo ngi koy weccee 148,420 francs CFA one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,7923 francs CFA. waaw ñu jàll ci waxtu julli rek di wax ni suba gi daañu ko julli bu 5h21 jotee tisbaar moom 13h10 lañ koy julli takkusaan 16h35 timis 19h44 lañ koy julli geewe moom 20h55 di wax ne rek ku ko mën na ngay julli ci waxtu wi te boo paree bul fàtte ñaanal jàmm Sénégal Baye Cheikh. ñu jàll bu weesoo loolu ci naafila yi koor gaa ngi wàcc jëm jeex lundi prochain par exemple du ñu woor bis bu ñu woor rek du ñu ko wooraat oustaz Papa ñu ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga baaxee ñu naafila yi tey bu dee suñu xarit ci defagun ko. jërëjëf alaaj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel ci bis bi di la ndokkeel it ci weer wi ñaan yàlla fukki fan yu mujj yi am déwén yàlla ñu fekk ñun ñëpp kenn bañ a manqué ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi nuyu bu baax a baax ñi ma bokkal plateau bi yëpp sang yu tedd yi ak soxna yi nuyu xalif généraux yi ñu ne ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér nuyu njiitu réew mi nuyu borom kër gi Seydi El Hadji Youssou Ndour ak sunu directeur yëpp alaaj Pape tey mooy guddik ñaar fukk ak ñaar guddik ñaar fukk ak ñaar mooy tey 27 ñaar fukk ak juróom-ñaar Mouhamed laa bëggoon a yëngal rek yëngatu naa nag moo tax ma ne guddik ñaar fukk ak ñaar yëngatu naa nag tey mooy guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar alaaj Pape jeex na de
ah jeex na waaw wallaay jeex na mag bu daan toll fii wax nga ko démb dañuy jooy mag ñi di jooy wallaay ñun mag ñi dañuy jooy gone yi di ree kenn du ñoom alaaj Pape mi ngi nii fukki rakka la ak ñaar ñi nga xam ne naafila gunu fukki rakka ak ñaar juróom benn sëlmal lay doon rakka bu ne nga jàng fatiha jàng fukki ina anzalna fii laylatul xadri boo ko jàngee wax nañu ni insha allahu taala li ci nekk ci ngëneel kenn xamul nu mu toll mel nga ni koo xam ni sàdduna jag na ndax yàlla jéggal na la sa lépp waaye itam dem na ba ñi nga xam ni yàlla dina la boole ci ñi nga xam ne ñooy bàkk borom bi subhanahu wa taala ña yàlla waxoon ni sama gaa yi maa leen boole ci sama bopp ala inna awliya allahi la xawfun alayhim waaye wala hum yaxzanuuna yàlla dina la boole ci gaayam yooyu nga xam ni ñooy bàkk borom bi subhanahu wa taala lay tax loola am wax nañu ni guddik tey gii di guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar nga def fukki rakka ak ñaar mu nekk juróom benni sëlmal ñaar lay doon nga sëlmal yeneen ñaar sëlmal mu nekk juróom benni sëlmal boo jàngee fatiha inna anzalnaahu fi laylatul xadri wa ma adraka ma laylatul xadri mi ngi noonu laylatul xadri xayrun min alfi shahri tanazzalul malaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'il fajri nga xam ni guddi la goo xam ni jibril alayhi salaatu wasalaam dafay ñëw ànd ak malaayika yëpp di wàcc ñëw taxawaay asamaani benneel di photo gaaya ñii ngay filmer di jël li nit ñi di ñaan di delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala ndax yonent bi alaaj Pape yàllaa ko waroon dund xeetu njëkk wa ñoom Xizqiil ñoom Zulkifli ñoom Ilyasa nga xam ne dañ daan dund lu mat ñaar téeméeri at ñii ñeenti téeméeri at mais daan jihatal yàlla daan am yiw yonent bi yàlla wan ko dund xeetam mu gàtt lool ku ci gudd fan téeméeri at moom koo ko am gudd nga fan lool waaye ñële dañ daan gudd fan lool ba noppi daan am yiw daan jeexatal borom bi subhanahu wa taala nabi ñaan yàlla may ko loo xam ne xeetam bu ñu gàttee fan it daañu am yiw bu ëpp la ñële daan am ca saase rek fa jaahu wa basharahu bi laylatil xadri xayrun min alfi shahri foofu la ko yàlla indil déggalee ko moom yonent bi alayhi salatu wasalaam guddig laylatil xadri waxoon naa la ko nga xam ne moo gën 83 ans 4 mois loo jaamu yàlla jaamu gu yàlla nangu waaw junni weer moo gën juróom-ñetti fukki at ak ñetti at ak ñeenti weer yoo jaamu yàlla gu yàlla nangu nga màggal génn guddi googu nga am yiw bu ni toll man de muus ba ca sama kër surveillé naa ko ba sonn gisuma dara mi ngi lekk mu ngi lekk de tey la gën a lekk est-ce que jullit la xaw ma xëy na muusu kii la muusu juif la wala mu feebar ma ngay lekk rek ma ne ko ma ngay lekk wala mu feebar woor wàcc ko jërëjëf wala mu feebar te ci fukki fan yi balaa ngay gis muus day raar de waaw li ñuy bëri Dakar yëpp bu fukki fan yi jibse doo gisati muus mais wax nga dëgg de dëgg la de lu leer laa la wax de oustaz Mohamed yow tam fii di ñu bëree muus télé bi daanaka muus yi suñu collègue lañu mais kañ ngeen gëj a gis muus mais Pape seetlu nga lu doy waar bu ma waxee rek ngeen foog ñi li ma manqué tax gëj nañoo gis ay muus te yàlla te muus dañ daan ñëw bu ñu ah gëj nga gis muus allahu akbar man damaa garaaw oustaz yu doy waar nga seetlu yi man gars yi dañ maa xamul fukki fan yu mujj yi ci la muus yi ki nga war xaw ma daal ci la ñuy xool il paraît parce que muus bi du lekk ci bis boobu mu du lekk su loolu mooy tombeeg laylatul xadri mais daal alaaj Pape xaw ma daal mag ñi dàkkee nañ ko nu ne Abdullah ibnu Mas'ud moom bañ ko laajee dafa ni daal at mi yëpp laay jàpp guddi gu ne mooy laylatul xadri ok moom daal 1er janvier ba 31 décembre nee na moom guddi gu jot jàpp nañ tey jii mooy bisu laylatul xadri xam nga loolu boo ko jàppee du la rëcc fenn waaw du la rëcc waaw nga xool njabootu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñoom ni ko Sëriñ Bamba tëralee ci ni ñuy màggalee guddi laylatul xadri def nañ ko alxames bee passé mais nga xool tey comme njabootu Seydil Hadji Malick mam Cheikh Omar Foutiyou bari na ñu baree bari ci réew mi guddik tey jii la ñuy màggal guddik laylatul xadri waaw nga xam ni mais mag ñi ñoom jàppoon nañu ni bu weeru koor tàmbalee bis bi ba bis biy jeex daaw ñu nelaw guddi daaw ñu nelaw bas ndax bis bu ne ñu ngi koy jàppee guddik laylatul xadri kon nga xam ni yàlla moom ay yiiwam kenn xamul noo koy dàkkee moom borom bi subhanahu wa taala naan tanazalu malaykatu wa ruuxu mi ngi noonu tey lu rëy loolu waaw dafa rëy waaw gis nga tanazalu malaykatu wa ruuxu gis nga foofu ruuxu googu mooy jibril alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ci guddi googu dana wàcc malaaka yi malaaka yëpp dañuy fees asamaan waaye ànd ak seen patron ba te mooy jibril alayhi salaatu wasalaam waaw jibril mooy ñëw ànd ak ñoom ñi gaa yaa ngi toog di jéggalul borom bi subhanahu wa taala di jéggalu yàlla malaaka yi na amin delluwaat ci yàlla yóbbul ko dossier yi yàlla xoolal yàlla diw mi baal ko yàlla diw mi li mu def yàlla diw mi mu daaneel ne salaamun waaw salaamun te yàlla hatta matla'il fajri waaw mu nekk jàmm joo xam ne ba keroog ñu naan asalaatu xayru mina nawmi foofu yàllaa ngi yéernu ci fenêtre ba di xool jaamam ni waaw di xool jaamam ni mu nekk guddi goo xam ne loo fa wax yàlla nangu ko
waaw loo fa wax yàlla nang ko yenn saay yàlla nga mën a dégg rek waxin la yàlla yéernu ca fenêtre am ba xool gars yi am na ñoo xam ne nga sukkur ko am ñoo xam ne nga sujjóot ñii ña ngay toroxlu ñii nga jàng alquran ñii ngay def ay salatu ala nabi ñii ngay tudd kaddu borom bi subhanahu wa taala ñii ngay fanaane tagg yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla xool jaamam ña waaw fa xela xaw ma mais yàlla muy xalaat kii rek mooy iblis tey am na gàcce Iblis am na gàcce ga mu amoon keroog ba Sidina Muhammad taxawee 632 ca Jabalu Rahma aljumaay arafam jooju taxaw ca Jabalu Rahma di ñaan ba gis Iblis jël suuf di sotti ca xar kanam ga mu koy nettali Aïcha ne ko lu ko waral mu ne ko daa am gàcce daa dégg Jibril ni ma yàlla ne saxeet yëpp àjjana la jëm ndax keroog la dégg Jibril ni ko yàlla nee na Adama def na fi junni at lam ko santoon matul yunt yàlla Noox def na fi junni at yu manqué juróom fukk lam ko santoon matul Suleymaan nguur gu kenn mësul am la ko jox te kenn dootu ko am lam ko santoon matul waaye yow day rasulullahi yàlla nee na li mu la santoon lépp mat na al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina kon ñun ñi kenn ku ci nekk war naa jox sa morom loxo ne ko félicitation xam nga lu tax mooy boole gi nu yàlla boole ci xeetu rasulullahi félicitation waay félicitation waay. def na ko seen biir kër yi félicitation. Mariane félicitation. félicitation waay félicitation waay. félicitation ci ñàkk a Alfi félicitation. félicitation ci gàttaay. félicitation Serif Dia félicitation Mohamed Ndiaye. félicitation. Alaaj Pape félicitation yaa Oustaz félicitation. waaw mooy boole bi yàlla boole ci xeetu. teg maa nuyu. laqad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimu al-kitaba wal hikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubinin. wallaahi gars yi félicitation waaye. wallaahi félicitation neexoon na yàlla boole ñu ci xeetu njëkk wa. waaye yàlla ne ay waay maa xéewale sa gars yi. dëgg la de maa leen denc ba nga ñëw ma boole la ak ñoom. soo duggul aljanna mu aram ci mindeef yi. waaye ñoom ñi la bëgg sa xeet wi bu ñu duggul aljanna mu aram ci yeneen xeet yi. et puis ñun bi ñuy doog a tàmbali QG bi maa ngi wax ñu koy ree mais lu garaaw laa wax oustaz yàlla daf ñu teral mënoon nañoo def ay mbott. waaw ay gunóor ay sànqaleñ. dëgg la ay mbonaat. wallaahi ay bëy. mais daf ñu boole ci xeetu sa xarit. def ñuy nit alaj Pape daf ñu tere la ba pare boole ñu ci xeetu rasulullah. xam nga malaayika la jaamu yàlla ngay for alaj Pape nit a ko gën malaayika benn la ko yàlla jox mooy xel. mais amul bànneex. mais Mohamed Ndiaye yow bu la yàlla doon soppi benn animal ban ngay bëgg a doon. gaynde waaw. Mado gaynde yow tamit Fati gaynde yow tamit Sidaat waxal rek jarul micro dinaa dégg jottali ko téléspectateur yi. gaynde Chérif Dia. nit non animal laa wax. nit rek yow ngay tànn Mamadou Ndiaye. sànkaleñ ok Mariane yow. mbot. mais Pape Cheikh yow nag. yow nag yow dof looy doon. man xaw ma sax. mu naan. damay réfléchir. wala la signal rek. signal rek. xam ne kenn du ma rëkk. signal. kenn du ko rëkk kenn du ma rëkk. gis nga ne yàlla tereel doomu adama de. wallaay yàlla daf ñëw. te malaayika la jàmm yàlla ngay foor nit a ko gën. malaayika am na xel mais amul bànneex. wala xadda karam naa. bani adama. allahu akbar. dama loo bëgg a doon. pourquoi di naaw. fayum lu yaas wàcc bi. dëgg la di fa ngay jóg waaye tàgg. du ma am visa fu ma neex tukki du ma fay location. picc daal moom. mais dëkk bu nekk piccam de nga defee picc dañu fi jóge di dugg France. mais foo dem doo fay location. di kay tàgg garabu jàmbur yi. tàgg fa set le pesticide ay gaañu ci saa si. même yëpp yàllaa leen bind bu ci nekk am na ay gàllankoor. lu ngeen foog. mais ñooñu ñooy mala yi ñoom am nañu bànneex mais amuñu xel. malaaka yi am xel mais am na mala yi am xel. comme yan. non exemple mën nañu xool le chien tey xaj muus na dañ koy dressé. bon le chien aboie la caravane. non mais dama bëgg wax ne am na ay mala yoo xamante ni suñu borom jox na leen xel. non yaay jël seen xel tàggat leen. habitude la du seen xel da ngeen leen koy tàmmal. mais amuñu raison en fait xel amuñu raison. ok waaw al insan huwa zalika al maxluq allazi rakbala fi al aqla wal atifa. amuñu raison parce que nit bu rombee par exemple xaj loo ko dressé ku mu xamul doo koy mbaw. bu amoon xel nu muy mbawee. yow c'est pas pour yow ba tuddee la dof àggal yow. waaw mi ngi noonu muy nit am na xel am na bànneex. malaayika bànneex la ay xel la am mais amul bànneex. les animaux mala yi am nañu bànneex mais amuñu xel mais doomu aadama fi nga pour El Hadj Pape wax léegi ma dëggal ko mooy ni yàlla noo ko wax aaya bi wala xad karram na bani aadama mooy yàlla moo teral doomu aadama. al insaan Seck way na ko lu neex ndeysaan. al insaan huwa zalika al maxluq allazi rakaba allahu fi l aqla wal atifa. raison waaw mi ngi noonu waxoon naa la keroog. c'est grave ah c'est grave yàlla kon nit daal mais teraanga yooyu yëpp ba ca gën a neex nag. mooy bi nu yàlla boole ñu bokk ci xeetu Sayyidina Muhammad. moo tax yàlla
waat xam nga yàlla di wax ak say njaboot ba noppi di waat si daat tey bay wax ak say doom di nga waat pour ñu gëm la mais yàlla ci grammaire arab laam gi laam xasam la xat gi xatuk taxqiq la mais yàlla da ngay xool ki ko jaral muy waat ku mu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla day wax ak ñun ci yàlla Muhammad di wax ak xeetam di waat ne laqat maa ngi ci sama màggay man yàlla ci dëgg-dëgg ba noppi dëgg la muy waat maa xéewale julit ñi yàlla loolu ñu xéewale mu ne isbaxasa fihim rasulan jamono ja ma yónnee ndaw min anfusihim lu bokk ci yéen di nit te la njëkk muy ñëw àdduna la ndëm kopp sa morom duma nit ñi di lekk midd lu ñu wax dëgg nekk ci lu bon li mu indi mooy nu ñoo jaamoo yàlla yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimul kitaba wal hikmata yàlla ne attention wa in kaanu in googu ci grammaire arab inu mu xafafa la toujours laa mu tëkkiin mooy nekk ca kanam yàlla ne wa in lii mbir tey mbir kaanu nekkoon nañ ñoom gaañi min xablu ci lu njëkk la fii dalalin mubiin ci sànkatu gu bir moo tax borom Ibnu Malik ne wa qufifat inna fa qalla amalu wa talzamu laamu isa ma tuhmalu wa in yakaadu lazina kafaru la yasliqunaka yàlla ne la njëkk muy ñëw àdduna lëndëm waaye Sayyidina Muhammad ñëw àdduna bi leer kooku nag la ñu yàlla booleel moo tax ñun ak lu mën a xew àjjana la ñoo dekkee alaj ba wallahi inshallah ñi bëgg yonent bi àjjana la inshallah yàlla ñëpp dem aljana jërëjëf yaa Oustaz ci daraja yonent bi alayhi salaam ndax boo ko bëggee dootoo nekk ci lu bon boo ko bëggee sa xol day laab te di nga julli di nga def lu baax kon ñun ñëpp àjjana la ñu wallahi inshallah ba ñu tase fa ñun ñëpp ndeysaan maa la Fati ñu nuyoo Mohamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu comme d'habitude fu nu tàmbalee rek am na ci ñu bëri ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy tal yeneen ak koor gi bu duñu gis yéene kaay yi heureusement Mohamed Ndiaye gi fi guddi gi dina tànn ñaar ba ñetti yéene kaay yoo xam ne attiré nañu attention wam ci façon bi ñu defee seen i xët ginnaaw bi ñu la nuyoo tey ñu dem ak yow ci yan yéene kaay. jërëjëf Pape maa ngi lay delloo nuyoo bi. nuyu Oustaz nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuyu waa Sénégal gi yëpp. man mosuma xam ne da ngaa jël. non fi may toll la. mos ngeen Mohamed mos ngeen gis mu simi ay verre keroog ba mu ko njëkkee si bi ci biir émission bi ñu waxtaanee Serigne Saliou mu ne nii damaa mujj bëggoon daw mais le droit de travail ne me permettait pas de quitter le plateau bi mu simee ba lux-luxal ma ne loolu njëkkee kii handicapé la non Pape man soo ma tegee lumière rek laay takk lunette sama kër du ma takk lunette. kon sa waa kër gisuñu lu ñu xam yaa soxna si fajar gi rek wax nga dëgg de. sa jabar a mën a muñ nag. mos naa dem aéroport waa ji xool sama carte d'identité xool ma ne ma kii du yow ma tekki li ne ko am na différence mu ne ma takkaatal. Oustaz gis nga ñun ñu ngi foog ni ay nit yu mat lañu dañoo bëri handicap de. ñun ñii ñu yàlla sàkk nii ñu foog ni nous sommes des naka lañ koy tuddee des. personnes bien portantes. bien portant xaw ma noonu lañ koy woowee. mais am nañu ay handicap. waaw nit ku mat kenn rek moo mat nag ginnaaw yàlla. insaanal kaamil kenn matul. waaw mais insaanal kaamil yàlla rek moo mat moo tax yàlla bi mu ne alkamaalu boolewul ci sax yonent bi. bi mu ne alkamaalu mat mu ni lillahi yàlla rek moo mat. Mohamed dafa jël man damaa tëx. Mariane daa pata Fati daa ñuul Mago daa gàtt. Alfi wératul. dir waay ay handicap la rek yu fi am. c'est-à-dire départ na. c'est pour éviter kenn bañ ñoo ñee quoi que voilà doomu aadama matul. waaw nit matul. moo tax insaanal kaamil ki mat mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Mado gi matul moom yàlla da ko defal mu mat moom yonent bi. ñun yi manqué ci ñun yëpp mel newul ci moom. wallaahi bu nekkuloon ak bët yi mel ni bëti chinois. bu sewul woon moom bët yi daa rëy bu nekkuloon nopp ba bu nekkuloon bakkan ba ay waaye moom day daa yooyu yi ngay wax yëpp amu ko wallaahi amul benn moo tax Sëriñ Bamba ne ko huwa akmalul waraa xalxan wa xulxan zahira mu ni sama waa ji Sëriñ Bamba ne moo gën a mat ci mbindeef yi xalxan ci mbind wa xulxan ak jikko sama Seydi El Hadji Malick ne bépp melo bu nit di am di ko tiitaroo sa waa ji làq la gën ca la gën ki ko làq mooy rasulullahi min kulli wasfin hamidin haaza afala tafdilin rajaul baraya yawma muzdahami Aïcha Mohamed waaw Aïcha Pape ñu door ak l'observateur xam nga tey daanaka yéenekaay yi ñoo bokk lu ñu xëyee lu ñu wax mais ku nekk ak na nga ca demee muy ministre du tourisme Mame Mbaye Niang mi ñu ne ci ni ko l'observateur waxee dimanche ci suba la dem primature jébbale fa lettre de démission l'observateur jàppee ko démission bu bettee te gaaw ndax kenn foogu ko woon lan moo ci xew yéenekaay bi xëy na ci dellu soit ba indi ci ay ñetti raison sax bokk na ci Prodac benn programme la bu wax ci wàllu mbay mi moom nekkoon ci tutelle mooy ministère de la jeunesse am benn rapport boo xamante ne ji waa inspection générale des finances def nañu ko am ay njuuj jaay yu ñu fa def ba di ko tudd moom ca rapport ba mais li ko ci metti mooy moom ministre Mame Mbaye Niang bi muy ñëw fa la ko fekk njuuj njaaj yi muy benn ñaar mooy ci ni ko l'observateur waxee moom moo sàkku inspection générale des finances ñu dem gëstu ji ko ci ni ko l'observateur waxee moom ministre Mame Mbaye Niang moo fa jëlee Jean-Pierre Senghor ma ko jiite woon ci yooyu la jamono ndax bëgg lu leer léegi bu ñu génnee rapport di ko ci tudd mu jàpp ne kon gars yi ñoo
koy fexeel ci wàllu politique muy benn loolu bokk na ci li tax mu bàyyi ñaareel ba it nee na dafa bëgg a mettre président de la République à l'aise moo tax mu bàyyi ba mu dem Canada mu démissionné ci ginnaawam benn mooy duñ ko ñaan njekk ñaareel ba mooy na yoon def liggéeyam ci l'observateur wax ci ne am na ko ne ay xibaar beneen bi bon ku ko xam-xam ne defantekat la bu tekkee ndombal tànku ministre dana mën a jàmmarloo ak ñi koy fexeel ci wàllu politique ni ko Wolof di waxee lu ñu bax mu ngeer lii mooy ay raison l'observateur xëy ci dellu soit tegal ñeen nañu sax ne premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne demoon na seeti ko pour doon wax ak moom mais daal taxul moom ministre Mame Mbaye Niang mu dellu gannaaw ci loolu Pape l'observateur a dikk ci foofu jantal ministre la xam naa dañ ko invité parce que suñu xarit la moom ministre du tourisme voilà donc ba léegi xamaguñu fa affaire bi mujjee waaw parce que comme démission dañ koy nangu nga soog a mën a dem te ba léegi amaguñu version bu bàyyee ko ci présidence ma ko waxee mooy président de la République donc mën nañu jàpp ne c'est le ministre du tourisme voilà donc loolu l'observateur moo ci indi ay xóotal tey jii ci bis bi yéenekaay bi ci topp te xëtam attiré sa attention di la cloche waaw xam nga wax naa la ko nee naa la ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu xëyee mais ku nekk ak nang ca demee moom laaj la samp ndax li dal Mame Mbaye Niang du ministre Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw ah bon waaw dem na sax bay xam la ne moom ministre bi li mu njort mooy Amadou Ba bokk na ci li tax ñu génnee rapport Prodac bi ba rapport IGF bi ba noppi di ko ci tudd moom yéenekaay bi moo ñu ko wax la cloche moo tax mu ne est-ce que Mame Mbaye Niang du maanaam du ci pexey Amadou Ba moo ko topp jamono ji moom la cloche moo gisee noonu voilà ab laaj samp kon ci xëtu yéenekaay boobu di la cloche tey jii ci bis bi par rapport ak démission wu ministre du tourisme di Mame Mbaye Niang ñu jeexal ak sunu lamb li ñuy njëkkee gis nga une bi moo nekk nii Pape mais li ñuy njëkkee ci suba jumul Balla Gaye fii la ko waxee woon muy ci quartier général mais Pape am na aussi yeneen yéenekaay yu xëy dellu si ci interview waxtaan wi ministre de la justice def fii waaw bon sauf que nekkul ci une yi mais mi ngi ci biir comme par exemple l'observateur dellu si na ci ku nekk ak jàngat ba nga ci am juste pour wane ne client bu baax la woon bah oui fii vitrine la jeex na Balla Gaye li mu wax yëkkati na kàddu yi fii nee na moom ay ambition dépassé na Modou Lo donc tolluwaayu làmb leen boole rek mais Modou Lo taxu koo jóg mu ne choc la boo xamante ne amul benn enjeu da koy bëri rek jàll dem yoonam nee na it amul benn pression bu ko yëf yi teg maanaam kii mbër la dama koy waajal mu ne moom yooyu du ko ci fekk moom amul benn pression loolu mi ngi ci sunu làmb mais beneen wàll bu sunu làmb bu xëy weesoo li triple les wax moo di Bombardier le roi des arènes moom it xëy na sànni ci sunu làmb ay xeer ki nga xam ne moo di Eumeu Sène benn mooy nee na buñ ko boolee nag Eumeu Sène timis ba tàkkusaan ba timis heure bu ñu bëree mu daan ko donc da koy daan mu faxasu mu jógaat mu daan ko nee na amul danger ci moom nee na it lu aju ci mbir ndax da koy ragal ak ragalu ko mu ne ragalu ko parce que biir na ko ne Eumeu Sène mënu koo daan xam nga Eumeu Sène nag moo fi waxoon ne Bombardier ñaari fans la am bañ na ko ba rakkam bu jigéen sax si Modou Lo lay support xam naa moo tax mu xëy Modou Lo bu ñëwee ci kanam ñu laaj ko puisque tey mooy nekk invité quartier général kon de narta gudd voilà donc émission bi narta gudd ndoo ko xalaate ay waxam daa gàtt ñu jéem koo jàmb rek on verra xanaa ñu ngeen sot ko Israël Modou de tey fii lay xëddee bu ca kanamee Sénégal yëpp a ngi koy xaar moom Modou Lo merci Mamadou Mouhamed Ndiaye kontaan nañu oustaz léegi nit ñi dañu xewal aussi ci dëkk bi lépp rek ñu ngi koy taaral gis naa ni tapis yi ñuy jullee am na ci yoo xamante ni dañ ci def ay éponge ak ñoom seen mu gën a am confort loolu baax na xam nga jul tamit ànd ceeg xel dafa ànd ceeg dal xel mu dal dafa baax toog di wéetal yàlla xam nga nga rukkoo tamit du toog foo xam ni sa tànk yi dafay jam da ngay yàkkamtee jóg mais boo toogee ci sa sijaada boo xam ne nooy na sa xel day gën a da ngay maanaam julli dal daf ci baax waaw te yonent bi dafa wax ne yàlla dafa rafet ba noppi bëgg lu rafet inna Allaha jamaalun yuhibbul jamaal waaw te l'islam nag moom ci fulla la mësi dox te set dafa bokk ci diine lépp loo xam ne lu set la te sell alaaj Pape loolu nag diine da koy nangu ndax loolu wax nga war a sangu farata loolu waral nga war a jàpp waaw loolu waral nga war a sol lu set lu yiw tabarakallah kon lépp lu koy taaral ci sa wàllu jaamu yàlla rek loolu tabarakallah l'islam moom Mado ñu ngi lay nuyu def nga ci gëstu d'ailleurs waaw moo ne Oustaz dafa wax loolu rek sama xel am ci lu mu dem ajjuma jële passé dama doon julli juma ñu baal ma sax waruma di wax lu may def ak lu ma dul def grawul may seet fu ma gaare ba ñuy waaj a taxawal ma ñëw rek kàbbar ci tali bi mais pas bi ma tegee sama jëbi la day lakk dëgg la da nga yàkk mais am na fooy toll da ngay dem ak aal ak bëgg suñu borom non moom foo jaar da ngay julli jàmm yàlla dafa la koy jaral foo jaar da nga mais bu ma ñëwee daal gis gars yi lal ma seet fu ma mën a bokkatu mais bi ñu sëggee ba siggi ba ma teg sama jëbi pap laa xam ne li yàlla santaane rek wallaahi Mado def nga ci gëstu d'ailleurs waaw Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyu ñi nekk ci plateau bi rawatina nag oustaz Pape Anne moom itam di ko jox wàccuwaayam bu baax di ziyaar
ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbokk téléspectateurs yi defe naa li mu wax rek moom moo am solo et je pense que ñi ñu seeti tey Pape Cheikh ci lu ne mel ni ñu sukkandiku ba tax na ñoom léegi dañu jël initiative yu bees yoo xamante ne maanaam dañuy defaraat sijaada yi ba mu gën a confortable ba képp koo xamante ne da ngay waaj a jaamu sa borom di nga jël sa temps def ko ci nu mu waree te du ci yëg benn coono kon li ñuy def rek dañuy dem xool élément bi nga xamante ne demoon nañ seeti ay ndaw yu nekk Médina di bay seen waar ci lu ne mel Pape Cheikh. dañu sentir ne léeg-léeg gars yi dañuy julli mais seen oom yi dafay faral di am ay koor ak seen tànk yooyu bon si leen toog nag ñu ne pourquoi pas ñun ñu war a mën a créer sijaade yi waaw def ci effort nag kenn li nga utile yeneen sijaade yi lenn la mooy nooyaay bi te julli dafa laaj dal waaw dafa laaj dal booy julli boo sentir ne ni mu nooyee doo am benn problème ci taxawaay bi ci toogaay bi vraiment loolu moo tax ñu créé ko. sijaade yi am na ay façon waaw bon mais façon yi nag ça dépend aussi si ni muy ñëwee parce que am na yoo xam ne der la deru xar yi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee Maroc am na yoo xam ne aussi sijaade yi nga façon yi ci am yëpp yëpp Turquie la jógee nag waaw am na yeneen dëkk yu muy jógee mais xam naa daal yëpp Turquie la jógee mais daal façon yi moom comme ñu ñuy liggéey busol bi aussi daf ciy am waaw ça dépend ku ko bëgg ak koo xamante ne ça dépend bëggu ko li tax ñu taamu def ci busol peut-être nit dina nekk foo xam ne du xam penku bi waaw bu ko tegee busol bi orienté ko mu mën see julli mais am na côté yoo xamante nag moom du ko jar ndax xam nañ penku bi. jumtukaay yi ñu ngi utiliser toile ak bâche ak éponge ak wëñ ak sangle bi bu paree li ñu koy lëmasee pour takk ko waaw yooyu jumtukaay la ñuy faral di utiliser. cuir ñu ngi koy defaree 30 000 waaw sijaada cuir 30 000 bu dee comme yii nag toile yi nag moom bu baax bi prix du wàcc mukk bu baax bi ñu ngi koy defaree 15 000 waaw am na nag kon li ma la wax léegi rek am na sax prix 8 000 waaw waaye nag ça dépend ci client bu ñëwee ñu wan ko wax ko mu xool moom la mooy choix am. waa xam nga tam booy julli da nga war a toog fu nooy nag bu ko defee di nga mën a yàgg ci der bi li ngay ñaan wala nga mën a xam li ngay ñaan lan la moo tax xam nga man damay dem Maroc macha allah am na ay sijaada yu bëri mais li ñuy defaree fii tamit macha allah. voilà donc ñoom ñu ngi koy liggéey Médina. waaw ñu nekk ay xale yoo xamante ne macha allah dañu am jom comme niñ koy waxee donc bi ñu demee daal ba seetlu ni que vraiment julli dafa nekk lenn loo xamante ne dafa am solo te comme ni ko oustaz waxee boo waree julli war nga jël sa temps nga jaamu bu baax li nga xamante ne moom moo di sa borom waaye léeg-léeg manque d'inconfortabilité excusez-moi donc léeg-léeg mooy tax da ngay parax sa julli ba nga xamante ne voilà donc dafay moo tax daal ñoom nee nañ bu ñu seetloo loolu nañu xalaat ni que war nañu defaraat xeetu tapis yi nga xamante ne dañ koy def ak ay éponge ba nga xamante ne dina mën a nooy am na yenn nag yoo xamante ne comme ñi amee ay problème mu tànk ak yooyu wala ñenn ci suñu mag yi ñoom dañ koy faral di ko utiliser baax na ci ñoom léeg-léeg aussi boo xoolee ci sëriñ su mag si nga xamante ne ñoom dañuy faral di fatu lu yàgg di wér di toogaayu yàgg yi tamit toog ci li nga xamante ne dafay dëgër torop bu yàggee mën na leen jox lu mel ne ay sciatique ak wala ay mbirum hernie discale pour éviter yooyu moo tax ñu def ko à un tel point que nit ki mën na ci toog jaamu ci nu mu waree te du am benn gàllankoor. parce que julli moom ala kulli aal warta ñàkk. voilà ay julli comme ni ñu ko waxee ala kulli aal mënta ñàkk amaat na leneen loo xamante ne oustaz wax na ko aussi mooy ci wàllu hygiène parce que léeg-léeg aussi di nga gis nit yi dañuy julli rek jël seen sijaada aussi lem teg ko fenn poussière yeeg yooyu yëpp di ci am ñoom it voilà ginnaaw boobu ñu créé beneen boo xamante ne macha allah dafa ànd ak li nga xamante ne moom moo di trousseau bi damay bàyyi soxna Fati et bi defal ñu démonstration ba pour ngeen mën a xam nga xamante ne nit ki aussi bu jaamoo ba pare mun na tijji li nga xamante ne moom moo di trousseau bi bu paree tëjaat ko denc ko ci fenn foo xamante ne dina set te du am benn poussière wala lenn loo xamante ne war na ci mën a nekk mu baax ba dee xam naa ni Pape Cheikh bi dañ la koy jox rek waaye ginnaaw bu ñu gëstu ak ñoom tamit ñoom vraiment dañ doon demander aussi à ce que ñu dimbali leen parce que lu ne mel dañ koy def mais la plupart ñi nga xamante ne moom moo di naar yi nekk ay booru ville ñoom ñooy faral di commander alors que je pense que am na ay sénégalais yoo xamante
xamante ne war nañ ci mën a jël te ko xam Sénégal xam ne réew moo xamante ne dañu mën a def lu baax ñi nga xamante ne moo di nitu diine yi la plupart dañu soxla li nga xamante ne moom moo di sijaade yi yu ne mel aussi dañ koy soxla ci biir jumaa yi ba tax na ñi ngi doon lancer appel à ce que yenn kilifa diine yi wala ñenn ñi nga xamante ne comme première dame macha allah ndax ku ko xam-xam ni moom day def bu baax ci li nga xamante ne moom moo di jumaa yeeg yooyu ñuy dem di commander ci sénégalais yi nga xamante ne fii nañu nekk di jëlee produit bi fii demuñu ko jëli bitim réew di ko defar ci nu mu waree ba pare ñëpp mën ko jëfandikoo donc ba tax na indil nañu xeet yi mais amaat na beneen boo xamante ne aussi daf ma marqué dañ ci def boussole boobu tamit dina permettre bu fekkee da nga ko gàddu parce que c'est confortable même bu mag bi nga gis da ngay lem bu baax boo ko lemee scotch ko ba nga xamante ne du jël place mais boo tukkee dem fenn foo xamante ne xamoo fan la penku bi féetee bu fekkee da nga teg sa sijaada boussole boobu dina la permettre macha allah nga xam fan la penku féete nga mën a julli ci nu mu waree donc tey moom nañ demoon daal seeti ay xale yu nekk Médina ñoom itamit vraiment ñu ne woon nañ ko partagé ak mbokk téléspectateurs yi te xeeti tamit bari na am na yoo xamante ne c'est en cuir am na yenn yoo xamante ne dañ koy def ak der simple am na yeneen yoo xamante ne aussi dañ koy def ak deru xar ku ci ñëw rek commandé xeet bi nga bëgg dañ la koy defal maanaam xeetu customisation la même yow boo amee sa sijaada bu yàgg boo ko yóbboo ñoom mën nañ la ko defaral ba nga xamante ne dina baax te di nga ko mën a jëfandikoo à long terme donc daal mu nekk ay xale yoo xamante ne war nañ leen a jàppale ba tax na tey ñoom nañu demoon seeti Pape Cheikh indi leen ko ci biir QG waaye sijaada bi rek xam naa dañ la koy jox ndax ñoom yow nañ ko baaxee te xam naa ni oustaz Pape Hann moom itamit bosam dina egsi incha allah. merci jërëjëf Madeleine kontaan nañu ñu ngi lay gërëm bu baax bi moom dafa saage wut ko nga def ko sa oto sax mooy plateau bi ñaari jullit a fi am ah comme lii la la daloon nii xam nga lii baaxoon na ci yow fi mu ne nii et puis bii c'est pratique sax xoolal moom li mu wax sànq dañu bëgg ngeen dem jënd nee na dafa yàkkamti bi nga wàccee da nga jékki saa jullee foofu mu tàng bay bëgg dee lu ne mel boo ko amoon boo laloon rek tamit yi dina la mën a donc c'est très pratique en tout cas ñoom ñu ngi leen di encourager merci Mado avant de retrouver Fati Alfi maa ngi lay gis yaa ngi activé wu rek ñu ngi lay nuyu yaa ngi dër sama waa ji fay naa la looy togg tey tey de bëgg naa la yóbbu pays maghrébien yi parce que su ma nee Maroc waa Algérie damay ragal ñu mer ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu ñi ci plateau bi Pape nuyu ñi seetaan on va réaliser ci kanam ay batbout farci waaw batbout nag dafa nekk ay mburu yoo xam ne ñoo ko façonné suñu bopp moom nga gis sànq ba léegi ñu ci actif si jël farine boulanger farine pâtissier ak farine bi nga xamante ni mooy di type 55 bi def ci levure boulanger daal di façonné pâton boo xamante ni pâtu mburu la boo ko lakkoon tey mu jox la mburu ñu jël ko nag découper ko def ko ci plat bi nga xam ne mooy dem ci four bi pour bàyyi ko mu lever su paree Pape dañuy togg suñu mburu su paree bu odeur bi dégagé di nga gis ni comme ni ñuy toggee mburu la et puis ñu def benn sauce boo xamante ni c'est à base de poulet am na poivron safa yi ñu faral di def farcir ko ci biir nga xam ne boo koy lekk dafa lay jox impression di lekk shawarma Pape Cheikh. ah d'accord te yaa ngi ci ànd ak Beko moo defar sa waañ ànd itam ak. ànd ci ak waaw beurre jarida dugg na ci pat bi léegi bu ñu commencé léegi di defar farce bi dinañ dem ci bouillonkat yi nga xamante ni moom dafay andi goût et puis waa Beko wax nga ko ñoom tamit dañuy ànd ci partie cuisine bi parce que lépp lu électroménager waa Beko ñoom ñoo ñu koy andil tegal ñu ko sunu waañ bi ba mu yànj loolu comme ni ñu koy defee yi mooy yu sew sewaan yi nga xamante ni léeg-léeg mu gunge waañ esthétique bokk ci décor bi parce que ni ñu ko defaree la ni ñu ko saytoo la dafay xaw a nduroog ay objet décoratif alors que ay matériels yu électronique la comme électroménager comme chauffe-eau électronique bi nga xamante ne électrique bi nga xam ni soo ko amee soxlawul sax ngay jël ndox bu tàng bi di ko sotti ci ay cafetière ci ay carafe da ngay jël bouilloire bi rek teg ko ci kaw table bi grille-pain bi micro-ondes bi nga xamante ni moom julli ji bu fekkee da nga teel a pare Pape da ngay jël rek tàngal ko 1 minute même pas 50 secondes soo ci dugalee sa plat su génnee day mel ni bu ñor xomm bi nga xamante ni moom la ñu andi mais yeneen produits yi ñi ngi fa lu ci mel ni ay four électrique ay micro-ondes comme ni ñu ko waxee ay cuisinière ak li nga xamante ni moom mooy ay réfrigérateur lave-vaisselle yëpp am na Beko Pape Cheikh ñu nekk ci promotion nag ci weeru koor bi yëpp ku fa dem da ngay am ay prix wàññeeku et puis loo jëlee ci valeur 100 000 francs sooy génne da ngay am benn cadeau bu lay accompagner pour mën a xam prix yi nag da ngeen di woote ci 33 867 79 99 pour ñoom ñu mën leen jox prix yi gaaw leen profité ci bala promo bi di jeex Pape. mu ngoog et puis ñun tamit ñu joxaat leen numéro téléphone yi nga xam ne ci la ñuy joxee suukaru koor yi pañe bu 10 bi ñëwoon keroog toll ni Balla Gaye 2 ñëwaat na tey nga xam ne ñun sax attanuñ ko bi ñu koy installé ci plateau bi dañu ko jàppoo pour mën koo teg donc ku njëkk a dugg ñu may la ko pañe la boo xamante ni mu ngi jógee poste nag lii mu ñu jagleel
jagleel ci réew mi defe naa bëri na donc pañe ndogu baa ngi noonu buñ ko mënee woon téléspectateurs yi pañe baa ngi toll ni Marianne si waaw moo tax kenn attanu ko ku dugg ñu may la ko 88 628 22 pañe baa ngi dis gan la def waaw yëpp ay teraanga koor la yéen lañu ko bëgg a baaxee ma bëggoon nag ñu recevoir gan bu njëkk bi laata Modou Lo di yegsi ci quartier général bi mu ngi tudd Gallo Ba moom mooy directeur général bu société de gestion des infrastructures publiques ci pôle urbain am jam ñaajo indi jam ñaajo ba waa France seeni télé ñu ngi def ay reportage jëmale ko ci fi ñu ne mooy ville ëllëg la ñu fa tabax ci ay infrastructures defe naa bëri na moo tax ñun kon comme lépp la ñuy waxtaanee on s'est dit pourquoi pas ñu woolu ki nga xam ne ni mooy directeur bi pour mu indi ay leeral ci seen taxawaay ak lan la ñu fa bëgg a def fii léegi ëllëg donc on va le recevoir en même temps Chérif ñu bàyyi la nga présenté ñu ko laataa ñu ñëw ak Mamadou Ndiaye ci reportage yi nga xam ne ni def woon nañu ko foofee ca Diamniadio Chérif ñu bàyyi la et puis ñu recevoir en même temps monsieur Galoba yegsil sant bee ko yàq rek. waaw ni nga ko waxee noonu la Pape kon am nañ fi tey gan gu mag muy monsieur Galoba. daal di jiite rek SOGIP di société de gestion publique des infrastructures dans les pôles urbains bu Diamniadio ak Lac Rose muy foo xamante ni daanaka tamit ni nga ko waxee noonu la gët yëpp tey ñi ngi ko teg Diamniadio kuy génn Ndakaaru jaar fa gis nga ni am na ay infrastructures yoo xamante ni ñi ngi sortir de terre comme ni ñu koy waxee loolu nag bokk na ci loo xamante ni président Macky Sall boo xoolee sax forum yu bëri foofu la ko def ca Diamniadio ak diwaan boobu muy nouvelle ville boo xamante ni gis nañ fa centre de conférence internationale bu Abdou Diouf di CICAD ëllëg sax incha allah moom moo war a dajal ndaje mi nga xamante ni moom la ñuy wax rek concertation di ay waxtaan jëm ci pétrole beeg gaz bi kon mel ni am na gëdd gun ko jox gis nañ fa hôtel buñ fa tabax de inauguré ko veillu inauguration AIBD gis nañ fa it ab stade boo xamante ni terrain basket la xam naa ñoom Cheikh Tidiane Diane ñu koy wax Dakar Arena foofu tamit dañ koy romb ak yeneen i jumtukaay yoo xamante ni ak monsieur Galoba dinañ ci dellusiwaat baax moom mi nga xamante ni mi ngi jiite boobu kuréel daanaka boobu ak léegi mën na ñaari at nekk na it responsable politique fële ca Mbàkke xam naa dinañ daal di aborder question yooyu rawatina seen parti bi di APR ndax Mouhamed Ndiaye mi ngi koy wax sànq ak démission Mame Mbaye Niang bi yëngatu na dinañ wax lan moo tax ak tamit Mbàkke nga xamante ni fa lay militer foofu it gis nañ parti au pouvoir bi am na fay jafe-jafe daanaka bu fa élection amee yenn saa yi ñu xaw leen faa duma loolu it dinañ ci dellusiwaat muy ay sujets yoo xamante daal sénégalais ñi ngi koy xaar bu baax rawatina comme ni nga ko waxee diggante Diamniadio Lac Rose ak diwaan boobu daal nga xamante ni daal xam na ay luñ fay def di ko fa mëbët te sénégalais yi bëgg nañ ñu leeral leen ci. voilà donc 23h20 dinañu def le maximum itam pour accélérer li fiy invité li fiy waxtaan ak li fiy reportage itam defe naa bëri na daañu indi ay leeral ci gan gi par rapport ak Diamniadio gi nga wax léegi nii laataa ñuy tàmbali waxtaan week moom ba koy jeexal bay recevoir Modou Lo ak kàngam yi nga xam ne ni ràññee nañu leen ci wàllu tàggat yaram fii ci télévision Futur Média dañu jóge Diamniadio dem dëkk bu ñu naan Daaru Rahman Fati Dieng ñu ngi lay nuyu sa fans club bi nag ñoo ma yóbbante ñoom yaa wan ñoom yaa Cheikh Dioum Jaja Salzman tellement da ngay def fierté femme sénégalaise boo dee journal ñoom ñëppay bég donc il fallait que ma baaxee la yóbbante boobu res comme te man sax bëgg naa nga diwoo tuuti ak yi pour xaw a leer tuuti mais comme sénégalais yi noonu la ñu ko bëggee bàyyil nii mooy sama problème xam naa ak bàyyil ma ñuul kuku rek tuuti ak ñi rek laa non non garaawul bàyyil ma ñuul kuku rek papa après korité bàyyil nga ñaaral tuuti bàyyil ma des ci karité bi rek karité bi baax na de papa ñu ngi lay nuyu Fatou yaa ngi bëgg a yóbbu Daaru Rahman ñu dem seeti ay taalibe yoo xam ne ni tey da nga accès reportage bi ci seen i alphabétisation voilà Pape Cheikh ni nga ko waxee noonu la xanaa rek ma jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy safoo suñu jëmmuy xeebu yi di leen sant di leen gërëm yow tamit ku ñàkk ñaan nga macha allah Pape Cheikh dañuy dem ba Daaru Rahman ma nga nekk ci Tëngéej ci ndimbalul Moussa Ngom nekk journaliste nekk CESTI tey bu ñu amee image yi gannaaw yàlla moom la donc ñu wax ci alphabétisation daara yi ñoom nag dañuy def lu original Pape Cheikh parce que daara yi dañ daan xam xale yi dañuy jàng alxuraan rek mokkal bind kaamil jàng xam-xam ñibbi ñi nag dañuy jàngal xale yi alxuraan ba noppi dugal ci seen programme njàngum français ba xale yi jàng daara ba noppi mën a lire ba bu ñu fa jógee amaana dinañ nekk ay mag peut-être ci daara ji bu ñu fa jógee en tout cas dinañ mën a bind dinañ mën a lire donc ay borom xam-xam lañu ba pare dañuy mën a lire en français donc loolu ay jeunes ñoom ñoo ko initié duñ ci sori dañuy dem seeti élément bi déglu ku ñu naan Habib Thiam ak ki nga xam ne moom moo yor daara ji muy Lamine Diaw ñu dellu siwaat ci solo si parce que reportage sociétal la à mon avis boo xam ne boo am solo la
tàllal samay laaf yóbbu asamaan. projet bi ñu tëral nii di ko def ñu koy defee daara bi nga xamante ne ñu nekk Daaru Rahman daara sëñ Mame Mbaye dañ koy defee donc c'est l'alphabétisation des talibés maanaam jàngal talibé yi français tuuti pour maanaam ñu mën a lire tubaab mën a bind seen i tur. li tax ñu def ko dañuy xool souvent que boo xoolee jamono mooy dox am na mooy dox donc foo ngay doxal ànd ak moom tey talibé yi tey mën nañ dem ba yàlla def fu nekk yeneen fonction wala ñu jël leen fa donc bu ñu mënulee bind wala ñu mën jëlee seen tur donc kenn du leen jël si fi ñu nekk donc da ciy baax ñu mën a bind tuuti wala mën a seen tur. solo trop am na solo trop mais boo gisee ñoom ñu jóge ko foofu ñuy jox la parce que ñun dañu bëgg léeg-léeg ñu xam ñu ni te français tuuti mais xam nga benn langage rek wóorul quoi mais léeg-léeg nag ngay jàng nga xam te bañ xale yi itam di taxawaalu yooyu loolu itam lu am solo la mais xam nga parce que ñoom fi ñu ne tellement indi nañ seen i bagage li ñuy jàngal bañ seen xale yi di taxawaalu loolu dama koy yàggaaj ñoxtu sax ndax léeg-léeg daara yi coow li dafa bëri ci mbedd yi daara yi xale yi dañoo taxawaalu nangam loolu ñun yàgg nañ koy bañ sax xam nga xale yi xamuñu woon ay beeg o yooyu noonu yu bëri xamuñ ko si woon mais dégg nga fu ne nii ñu ngi góorgóorlu ñu ngi jàng bu baax de wax dëgg yàlla macha allah moom ñu ngi góorgóorlu bu baax parce que lii da leen di li may wax yow nii léeg-léeg dama daan gis dara du ma ko mën a lire damay jëkkati jël sama portable dem si nit na ko liiral ma nii. semaine 2 fois la ñuy def cours ñu ngi def jeudi ak vendredi waaw ñu ngi commencé à partir de 11h jëm 1h30. waaw mën naa ne depuis ba ñu commencé ba léegi am na avancement progression am na parce que xale yi soo xoolee nekk nañ nit ñu respecté tamit li ñu bëgg a def parce que balaa heure bi jot sax dina fekk ñoom ñu toog soo waxee sax ñu ne nañ def sàppe pour toog donc préparé wu pour mën a jàng français bi donc gis nañ ne bëgg nañ ko daal vraiment. donc daara ji mu ngi nekk Tëngéej Mame Ndiaye ngi tooñ léegi nii dañu waroon def ku am nga ibbi. parce que boo amul ibbi mën na am ay. yu manqué loolu maa gis xale yi toog ci suuf ma tourné na oustaz est-ce que njàngu alxuraanu karim forcément dafa laaj ki koy def toog ci suuf bon xëy na peut-être ñoom ñëpp foofu lañ jaar. mu ne ma mën nañ leen a joxe baa ñu toog ci. Faati ne ma ñàkki moyen la. programme ñoom waaw. donc li ma gis mooy. et puis fi jamono toll itam. def confort itam baax na am na sama benn xarit bu mën a toll oustaz moom mooy toll naan ma yonent yi bu ñu ñëwaatoon connexion internet la ñuy njëkk a wuti ndax jamono bu ne ak la cay xew. parce que Seydina Mohamed wax na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moo gën a dégg ñëpp jamono moom li mu wax dañu siiroo sayra zamanikum dañuy dox leen seen doxinu jamono dégg nga loolu la Seydina Mohamed wax dox leen seen doxinu jamono kon fii jamono toll pour nga mën a wax ak nit ñi sax il faut ngay dugg ci seen i biir waaw pour mën a xam li ñu nekkee dugg ci seen biir mais Faty li mu am indi am na solo lool tabax et puis pour préciser ci li Mamadou Mambène Ndiaye wax parallèlement tamit ci ay gëm-gëm siwo tamit boo buggee mu fees il faut que mu féete robinet bi suuf waaw loolu itam jar na bàyyi xel effectivement Pape Cheikh mais ñaari welo ibbi mais ñoom seen kii bi ci ban la ñu waxoon toog parce que ñoom dañu nekk di jàng français ci seen daara ji c'est-à-dire dafa am ay jeunes yoo xam ne association pour le développement solidaire inclusif lañ leen di woowee ñoom dañu ñëw pour xettali gone yi maanaam alxames ak àjjuma ji nga xam ne dañ koy bër oustaz ci la ñuy ñëw jàngale li nga xam ne moom mooy français parce que dañu seetlu ne am na ñoo xam ne buñ jugee daara buñ leen laajee dañ naan jàngale français ñu ne de jàng ma français daara laa jàng te jamono toll na foo xam ne arabe bi ñu mën a lire du bërëb yëpp lañ koy liree donc daf ciy baax ñuy mën a liiral seen bopp ba bu ñu demee ci yenn bërëb bi di liggéey du ñu am jafe-jafe maanaam bu ñu demee ba génn daara ji ba am seen xam-xam ba noppi dinañ mën a nekk di liggéey bu yoree seen boutique dinañ mën a jaay bindal seen bopp seen ay kii bu ñu nekkee itam di liggéey ci ay service dinañ mën a dimbali seen bopp ci leneen donc mu nekk loo xam ne à mon avis c'est important donc toog ci suuf bi di jàng ñu ngi yor seen ay ardoise ñu koy def ay bonne volonté lañ ay volontaire lañ bu ñu amoon ay moyens amaana dañuy indi ay table banc yoo xam ne dañ leen di jàppale xale yi voilà di toog ci table banc yi di jàng am tuuti confort parce que li ñuy jàng soxlawul sax amaana ñuy toog ci suuf mais problème moyen mais en tout cas liñ ci gis mooy depuis 2 mois mais xale yi commencé nañ te dégg ngeen itam seen oustaz bi leen jàngal di Lamine Dia wax na ko nee na moom mënul sax lire message day yor téléphone am yóbbu ko donc loolu muy dund lay bañal xale yi moo tax mu ibbil ay buntam ay gone yoo xam ne dañu ñëw pour jàppale leen je pense que liggéey la boo xamante ni si ñu ci war a jàppale Pape Cheikh. et puis njàngu alxuraan war la tere nga am ubbeeku am ouverture kii yaa ngi nii yaa ngi bind ay message waaw mi ngi noonu kii kenn ci saxaaba yi
kii. bonjour Pape. est-ce que aujourd'hui il y aura quartier général. yëpp saa su ma koy bind. wala mi ngi noonu maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu waxoon Zayd ibn Sabit waaw dafa yonent bi dafa waxoon Zayd ibn Sabit ne ko mënuloo nekk sama secrétaire. parce que arab rek nga dégg. et puis sax da ngay dégg naa boo demee Mbàkke da ngay làkk anglais. dafay il faut nga for. xam naa ne ma commencé dem Amérique xam nga Amérique il faut nga dégg na nga def sinon da ngay jaawale. dégg nga mais Zayd ibn Sabit alaaj Pape parce que Makka am na ñu fa nekk ñoo xam da ngay gis ñu nekk ay ñu nekk am sikkim nekk xonk te dégg ñu arab waaw te dégg ñu arab anglais la ñuy làkk ak ñoom seen yeneen i façon langue yoo xam ne te da nga leen di gis ñu weex nga defee ne dégg nañu arab mais dégg ñu arab anglais la ñuy làkk Zayd ibn Sabit yonent bi def ni ko sallallahu alayhi wa sallam mënuloo nekk sama secrétaire parce que benn langue rek nga dégg benn langue la nga dégg mooy arab mënuloo nekk sama secrétaire te pour nga nekk ko il faut que nga dégg yeneen langue yi mooy que ni xale mën na jàng alxuraan bàyyi taal Cissé moom waxoon ni ma sa doom na nga ko jox yàlla bu màggee yàlla delloo la sa doom parce que alxuraan day ubbi xel waaw sa doom nag boo ko xañee yàlla sa doom fu màggee yàlla xañ la sa doom te alxuraan dafay ubbi xel mais xale jamono bii ñu toll xale war na jàng arab mais na jàng français na jàng anglais na jàng chinois na jàng lépp waaw mu ngoog adduna bee ko laaj mais que ñu jàppale leen quand même ñu am initiative ak seen i moyens la plupart dañuy démissionner seen ay liggéey dem di waslu ak comprendre nga gis nga ñenn ñi ay étudiants la ñeneen ñi dañu yor seen liggéey mais dañuy dem ci daara yi ñoom di wër ni ngeen ko gisee gis ngeen ne def seen tableau maanaam travail avec les moyens du bord xale yaa ngi noonu ndeysaan c'est magnifique ku nekk yaa ngi yor sa ardoise donc di jàng mu mel ni lenn la loo xamante ni si duñu leen war a jàppale may remercier rek Moussa Ngom journaliste étudiant au CESTI moom moo ñu baaxee ci image ak reportage bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci générosité bi di jaajëfal aussi ñi nga xam ne ibil nañ ko seen i bunt mu def liggéey bu am solo bi Pape Cheikh yow tamit ngërëm ñeel na la c'est pas pour rien sénégalais yi bëgg la lool yàlla na yàlla yàggal taxawaay amiin yaa rabbal alamin kenn amul sa fay yow tamit ku bëgg a dem jam ñaajo nag boo jërul dem dikk xaw ma looy jël ndaxte jam ñaajo mooy ville nouvelle ou ville future voilà ñëpp a ngi ciy wax naa sànq ni ba bitim réew am jam ñaajo indi jam ñaajo lañ fa bëgg a taxawal nag ak ya fa am yëpp daañ ko détaillé bu ca kanamee mais dama bëggoon laataa ñuy waxtaan ak directeur Gallo Ba ñu dugg dem dikk yi xool tolluwaayu liggéey bi ak weeru koor gi Sidaat ñu ngi lay nuyu gëstu boobu yaa ko amal tey ci Dakar dem dikk yi ma doon naan taata wala taata bokkul ak dem dikk bon dem dikk om dikk pareegul mais dinañ ko jël léegi di man tam damay course ak temps bi bañ bu 2 heures du matin jotee ñu ne ma kañ lay jeex aussi day ci bàyyi xel. daf ñu ngi lay nuyu di nuyu tous les téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan Miroir du Sénégal quartier général tàmbaleeti na comme d'habitude li ma naan ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp Afrique monde entier bi yëpp ñu ngi leen di ziar comme ni nga ko waxee kuy dem jam ñaajo Dakar dem dikk ngay jël boo seetloo dem naa ci def ci benn reportage ngir xool nu Dakar dem dikk yi di liggéey ci weeru koor gi li ma ci gën a neex nag mooy dem naa sax ba sax gisante ak directeur général bi muy monsieur Moussa Ba mi nga xamante ni que Moussa Diop mi nga xamante ni que moom mooy le directeur général de Dakar dem dikk nu traité ensemble waxtaan ba li ma ci gën a neex dañu sax génn sur le terrain mais mu wax ma jafe-jafe yi nga xamante ni am na fi mais tey bu ñu seetloo tey diggante Tambacounda wala soit Kolda wala soit Ziguinchor ba ci waa Saint-Louis yëpp boo seetloo seen kaar yi dañoo ñëw léegi di daw ci Dakar donc kaar yi yëpp yi jógee Ziguinchor Tamba wala Saint-Louis ñoom ñëpp dañoo ñëw si léegi di daw si Dakar comme mu mel ni kon léegi si sous région dafa mel ni gars yi amatu na ay clients wala soit affaire bi moo doxul ba tax léegi ñoom ñëpp boo seetloo dañuy daw fii ci biir Dakar mu indi nag problème bu mag indi enclavement indi embouteillage indi tamit ay situation yoo xamante ni que je crois que bu ñu seetaanee élément bi dinañ gis vraiment li nga xamante ni que am na ci dëkk bi ak li nga xamante ni que normal na ak li nga xamante ni que anormalul loolu lépp dinañ ko seetaan ci voilà bu ci kanamee tuuti voilà et puis Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu sport la indeeti Modou Lo mooy ñëw bu ca kanamee c'est bien yéen ñi nekk ci sport bi yéen a ngi rafetlu par exemple li ñu def jam ñaajo muy arena bi arène bi plutôt effectivement parce que xam nga dëkk moom gannaaw bu ma nuyoo ñi nga xam ne ñoo di téléspectateur télévision Futurs Médias rawatina quartier général dama ko waxee rek xam nga dëkk moom buy màgg aussi foog mu am ay mesures d'accompagnement parce que boo demee ba sanc li nga xamante ne moo di daanaka dëkk bu bees foog nga accompagner ko disons avec des
infrastructures te xam nga sport bi mënut a dellu ginnaaw ci loolu. donc gis nañu déjà li nga xamante ni moo di maanaam Dakar Arena bi nga xamante ni souvent boo emprunté comment ça s'appelle l'autoroute à péage di génn Ndakaaru di nga ko gis bon mu taxaw fièrement nga xam ne que véritablement y a un travail qui est en train d'être fait. mais loolu yëpp yaakaar naa ne dafa di mbir nga xamante ne dañu koy rafetlu parce que tamit sport facteur de développement la. donc forcément bu ñu demee ba def lu ni mel donc je pense que quelque part aussi on a pris en compte li nga xamante ni moo di maanaam le côté sportif. et je pense que certainement lu yàggul dara incha allah parce que Sénégal yi envisage organiser une compétition comme l'Afrobasket à venir. te gëm naa ni bu ñu demee ba toll ci tamit Afrobasket boobu ñàkkul ni danañ ko amal foofu nga xamante ni moo di Dakar Arena. temps yi récemment sax waa FIBA ñëw nañ fi waxtaan ak ñi nga xam ñoo di fédération bi waxtaan ak ñi nga xam ñoo di ministère des sports. loolu yëpp daal ngir fexe nu ñu tënkee parce que gis nañu ko Sénégal fu mu toll par exemple ci wàllu basket. tey jii ci wàllum infrastructure war na mën a franchir état boobu. te yaakaar naa ne ci yoon googu. gis nañu déjà Dakar Arena mi nga xam ne ñu ngi koy tabax kii comment ça s'appelle à Diamniadio avec toutes les commodités qu'il faut maintenant la ci des mooy di entretien bi. voilà et puis ñaari points yoo xam di nga ci wax yaa ak Mamadou Ndiaye très rapidement matchu huis clos bi amoon sànq ak équipe nationale bu Sénégal dal na xel parce que équipe nationale bu Sénégal gagné na. waaw équipe nationale Sénégal gagné na parce que comme on dit rek une victoire est tout le temps la bienvenue gis nañu ko ni effectivement jot nañoo amal ay jongante xarito benn bi suñu diggante ak Luxembourg y avait pas grand chose à retenir lu dul que peut-être que dans le contenu jàpp nañu ni peut-être que am na li nga xamante ne desoon na ñu ñëw suñu diggante ak Croatie l'équipe qui joue bien et qui perd finalement donc mooy li ma waxoon rek Aliou Cissé boo xoolee moom ba ko nit ñu daan critiquer di nekk ni effectivement day gagné di dem mais li nga xamante ne soxla nañ ko ci équipe bi gisaguñ ko moom lu mu waxoon mu leer ci ay kàddu moo di il préfère mal jouer et gagner plutôt que de bien jouer et de perdre donc gis nañ ko keroog à la limite il est revenu sur ces propos là mais boo gisee gars yi di critiquer loolu di wax c'est parce que dañu jàpp ne que biir équipe bu Sénégal am nañu équipe nga xam te ne war nañoo mën a gagner ba pare amal football ku rafet donc match bu tey ji suñu diggante ak Corée du Sud dafa di match bi nga xam ne à huis clos la di match bi nga xam ne décision bu Aliou Cissé jël la parce que Aliou Cissé boo xoolee dès sa première conférence de presse man teewee woon naa ko dafa di entraîneur bi nga xamante ni peut-être que aspect boobu da ciy tenir compte parce que bëggul tout le temps di exposer son équipe parce que dem na ba jël en exemple cité en exemple Stéphane Keshi bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla yërëm doon fi entraîneur bu Nigéria ci ay kaddu Aliou Cissé wax ma dégg moo di nee na Stéphane Keshi mas na ko nii que booy football ak équipe bu Sénégal jaru sax nga koy espionner parce que lépp li nga xam ne Sénégal mu ngi koy def presse bi danañ ko wax donc pendant cette période là amoon na benn échange de propos bi nga xam ne moo doxoon ci diggante ak presse bi ba gars yi ne ko fu mu toll nii amul dara lu nëbbu ñëpp a xam ne style de football Sénégal ñëpp a xam ne style de football Barça ñëpp a xam ne style de football Real Madrid donc dafa li nga xamante ni mu nëbbuwul mais teewul ba tey à quelques jours de la coupe du monde gis nañ ko mu préféré jouer à huis clos la muy nas kenn xamu ko parce que ñun ni sax di ay journalistes on a eu le résultat avec relation yi nga xamante ni am nañ ko suñu réseau donc du coup on a pu avoir en tout cas en temps réel li nga xamante ni moo di disons le résultat de la partie maintenant le contenu kenn xamul la ñu jot a wane suñu diggante ak Corée donc loolu yëpp ñàkkul ni peut-être que avec les interviews yi nga xam ne dañ ko amal gars yi dana leer waaye li ma la mën a wax rek Pape mooy léegi football amul benn bu laaxu sànq rek laata may ñëw maa ngi doon seetaan le match Belgique ak Costa Rica Belgique qui est à quelques jours de la coupe du monde mais laaxul gars yi dañoo football wane li nga xam ne moom lañ mën parce que Belgique footballam ñëpp xam nañu li nga xamante ne moom la war a mën a def nañ ko am nañu atu yu si mel ne ay Eden Hazard ay Lukaku qui a même marqué 2 buts ba pare joxe passe décisive donc man pour man yooyu dañ ko war a mën a dépasser quoi dañ ko war a mën a dépasser ñu ubbi am li nga xam ne c'est à l'interne lañ koy régler foofu entre joueur et staff technique bi ñu lijjanti ko mais quand même bu ñu privé li nga xam moo di public bi li nga xam te ñoom ñoo ko moomal seen bopp parce que yaakaar naa ne amul lu ñu war a mën a làq ci biir équipe nationale bu Sénégal bu fekkee rek jàkkaarloog sa naataango Mamadou Ndiaye ak may xool Cheikh am na fond de waaw mi ngi noonu daal wala nga may xoolee ay dagg ko xaw ma nag Ndiaye ak may piis naa ma dagg ko non xam nga nag man moom su ma xasee ba départ moom football moom c'est une passion parce que moo tax duñ la laaj deuxième point bi sax dama koy jox Mamadou Ndiaye ma dagg waaw mais naa la xamal mbir ma dagg ko Pape Cheikh sa waay xam na football parce que maag moom ànd nañu reporter match Football Futurs Médias d'accord xam na ko léegi à propos de loolu mën naa ko seede ci moom à propos de match bi FIFA itam wax na par rapport ak diffusion bi ni dañuy am habitude du chaîne publique yi d'habitude ñoom ñooy amee exclusivité ak monopole FIFA nee na télévision privée yi sax bu ñu amee moyen te mën ko am nañu droit diffuser match c'est ce que j'ai entendu sànq ci RFM bi
FIFA moo ko wax. effectivement mi ngi ci seen site officiel bi gis na def nañ liste sax Sénégal wax ñi nga xam ne am nañ droit diffuser li nga xamante ne mooy match coupe du monde mais balaa loolu damay nuyu ñi nekk ci plateau bi nuyu téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee am léegi moom information yi mi ngi partout boo demee site FIFA di nga gis seen droit de retransmission li ñu ci wax explication bi ñu ci joxe donc voilà FIFA comme ni ñu koy waxee di tranché na ci li nga xamante ne moo doon peut-être lañ ci tuuti ci xelu sénégalais yi en tout cas ku ci nekk daal léegi je pense que ak fi média toll ak fi li nga xamante ni mooy technologie de l'information et de la communication fi ñu toll TIC yi je pense waratuñu am problème yi heureusement que ñoom ñu nekk nañ ci ñi nga xam ñooy régulateur bu mag bi wala mën a tranché ci yenn décisions yi. voilà et puis mondial bi commencé dafay gën a neex ci ñun téléspectateur bu ñu neexee seetaan ko ci suñu télévision nationale bu ñu neexee seetaan ko ci télévision privée boo koy wane c'est voilà bonheuru téléspectateur yi. c'est le Sénégal qui gagne aussi c'est le Sénégal bëggoon naa ko fekkee nag mais dommage que daf may fekk Russie. Russie d'accord. yàlla bëggoon naa assister tuuti lu muy demee fii Sénégal problème on verra. donc mu ngoog merci Cheikh donc tout à l'heure on recevra Modou Lo pour waxtaanee làmb ji sinon Mamadou Ndiaye demaloon nga ñu jam ñaajo mais dama bëggoon nag ñu nuyoo Oustaz ak Galoba sant bee ko yàq man dafay ragal li fi nekk yëpp ci lekk bu lekk ko balaa émission bi jeex mais dañuy jéem rek tënk waxtaan wi leeral ay ponk yu bëri ci kanamu téléspectateurs yi y a tellement d'infos yu ñu jot jëm ci tàmbali yenn ci ay liggéey yuy am foofee nga xam ne ni moo di Diamniadio Gallo ñu ngi lay nuyu directeur général société de gestion des infrastructures publiques ci pôle bu urbain am nañu mbégte recevoir la tey ci quartier général bi. merci beaucoup Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di la jaajëfal tamit di nuyu ñoo bokkal parti bi yëpp. di beneen nuyoo tamit kilifa diina yi di si jiital sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général kulu murid yàlla na fi yàgg te wér. amiin amiin. di nuyu téléspectateur TFM yëpp di rafetlu bu baax a baax qualité émission bi. moo ko conféré audience bi am tey. di wax ne que vraiment am nañu mbégte teew fii di waxtaan ak yéen ci pôle urbain Diamniadio ak réalisation yi nga xamante ni moom la président de la République commencé def. te jàpp naa ne ay jéego la yu njëkk yoo xamante ne dinañ ko feddali incha allah ci at yi di ñëw. voilà donc Mamadou Ndiaye dem na fa. oui dem nañu Diamniadio comme ni ñu ko waxee def visite de chantier tey ci suba xool surtout li mu fay def ñoom ñi nga xamante ne ñooy waa SOGIP li ñu fay def bari na waaye dañuy taxaw tuuti ci waa fii nga xamante ne mooy Dakar Arena sànq Cheikh dugg na ci surtout date de livraison bi ak surtout Sénégal bu yàggul xam naa ne mois de juillet bi dañuy jàpp ni war nañ fa mën a amal li nga xamante mooy éliminatoire coupe du monde ak surtout organiser aussi ay afrobasket en tout cas nekk na benn palais des sports bi nga xamante ni moderne na vraiment liñ ci gis dal na xer comme ñu ngi koy waxee li ñuy gis yeneen dëkk yi lañ gis fii en tout cas jëm nañu jàkkaarloo ñi nga xamante ni aussi ñooy ingénieurs ñu expliquer ñu fan la liggéey bi toll ak ban date lañ ko war a livrer en attendant monsieur Ba ñëw gën ñu ci indil ay leeral mën nañ dem seetaan élément bi di ñëwaat ci plateau bi. yaa ma yëkkati tàllal samay laaf yóbbu asamaan sama xol di dundu mel ni say lamp leeral sama ruux man suma sañoon. projet bi ñu ko tàmbali en septembre 2017 normalement ci diiru fukki weer lañ ko war a liggéey kon maanaam bu ñëwee ba juillet 2018 ci lañ ko war a livrer liggéey bi biñ koy tàmbali ku ne xam na ni Diamniadio dafa am problème avec les sols gonflants donc fii dafa am ay type de fondation yoo xam ne moom lañ def avec des micropieux allant jusqu'à 9 mètres loolu ñu ngi ko réaliser ci diiru benn weer mais bu ñu paree loolu lañ dem ci élévation bi te li tax également liggéey bi gaaw mooy que dafa doon bâtiment boo xam ni dañoo utiliser li ñuy wax béton armé ci génie civil ak li ñuy wax charpente métallique moom moo mën a tax en ces délais là ci diiru 8 mois yi ñu mën a nekk ci niveau de réalisation bi. bi ñu def léegi ni wan na li des ci liggéey bi doonatul dara maanaam ay wàllu jumtukaay yi mel ni ay équipement rek moom mooy li nga xam ne fi mu toll nii moom moo des ci projet bi bu dul loolu peut-être travaux de mooy voirie yi li jëm ci wàllu tali yi ak espace vert yi loolu également ñu ngi ciy dox te ñu ngi ciy avancé bu baax équipement yi également yi ci ëpp dañ ko montéegul mais yëpp jëlee nañ ko étranger ba yegg si na ci dëkk bi quoi.
fexe ba sa leer de si man sama xol du mës dee. voilà donc mu ngoog muy Dakar Arena. oui Dakar Arena comme ni ñu ko gisee infrastructure yu bu moderne. nekk li nga xam ne war na accueillir 15000 personnes ci biir nu ñu koy wax palais des sports bu toll noonu. en tout cas ñi ngi rafetlu bu baax liggéey bi waaye surtout date de livraison bi ci ingénieur bi ñëw na ci mais baax na aussi yow mi en tant que directeur général nga leeral sénégalais yi kañ lañ ko war a mën a livrer ak surtout entretien wu équipement kii li ñu koy waxateeti. bërëb bi surtout entretien bi ñu ci war parce que ñun sénégalais dañuy toujours am problème mu entretenir yenn infrastructures yi. En fait ce qu'il faut préciser d'emblée mooy que ni loolu moo tax président de la République taxaw lu mel ni SOGIP parce que mooy société de gestion des infrastructures publiques au niveau des pôles urbains. dañoo seetlu ko Dakar dafay étouffé. Dakar il fallait que ñu décongestionner Dakar. Dakar mooy 0,3% territoire bi te 3 millions Sénégalais ñoo ci dund ñoo ko dëkkee. 80% activité économique yi dañu ko concentré à Dakar. am na président yu bëri fi jaar yu amoon yéene pour créer capitale yu bees wala pour créer de nouvelles villes loolu nag jàpp naa ne ci nguuru président de la République Macky Sall ci la loolu yéene boobu mën a àggee ndax 2014 bii weesu Diamniadio am woon benn infrastructure bu fa nekkoon ci la ñu jaar pour tabax Diamniadio décongestionner Dakar pour mën a fexe également créer un nouveau pôle économique pour mën a impulser développement réew mi. ci fànn woo lañu taxawal SOGIP pour d'abord rechercher ay financements réaliser des infrastructures mais également assurer leur exploitation. loolu mosul am Sénégal dañ daan tabax lu mel ni palais des sports wala tabax lu mel ni benn théâtre de verdure wala stade ba pare inauguré ko dem sa yoon. président de la République daal ne kat damay taxawal benn société boo xam ne li koy tax a jóg. day nekk société nationale boo xamante ne dafay rentabiliser financièrement les investissements parce que tabax infrastructure dafa cher dafa diis. ñun li ñu tax a jóg mooy ñu rentabiliser ko à travers une bonne exploitation te exploitation bi du ñun ñoo koy def mais dañuy passer ay contrats avec des privés pour ñu mën a exploiter rentabiliser financièrement infrastructure yi ba pare assurer une bonne politique de maintenance et d'entretien. Dans ce cadre là la ñu taxawal li ñuy wax Dakar Arena di palais des sports parce que 2015 octobre le président de la République diggoon Lion Sénégal Lionu basket yi après leur performance mosuñu am infrastructure sportive bu méngoo ak dayoo Sénégal ci wàllu basket wala ci wàllu handball mosul am Marius Ndiaye moo fi nekkoon bon c'est vrai que Marius Ndiaye def na ay preuves mais nekkatul woon aux normes d'abord ensuite méngootul woon ak jamono moo tax président de la taxaw lu mel ni complexe sportif bi 15000 places la nga xam dañ ko bâtir sur 2 niveaux de gradin avec des chaises modulables mooy que dafay recevoir basket handball volleyball tennis boxe mais ba pare tamit dafay mën a def les grands concerts parce que tey ku mel ni Youssou Ndour day dem Bercy la muy tëgg Bercy mën na ko tëgg fii parce que Bercy 20000 places la Diamniadio le palais de sport c'est 15145 places. day omnisport quoi. day complexe sportif multifonctionnel omnisport la. mais également day recevoir les grandes manifestations culturelles. wala concert wala sportif lépp mën na ko fa def pour le rayonnement de Diamniadio à travers l'événementiel. mais de fait de infrastructure sportive boobu rek ngeen prévoir Diamniadio xëy na am na yeneen infrastructure yu ngeen fa prévoir peut-être yéen a ngi ci liggéey bi wala sotteegul à part loolu ndax mën nga ñu limal juróom yu ni mel. waaw avant le complexe sportif multifonctionnel déjà en décembre 2017. Inch'Allah. 2017 ba le passé maanaam moo nekkoon veille inauguration aéroport Blaise Diagne président de la République ñoo na inauguré le hôtel d'affaires ñu koy duppee ko hôtel Radisson loolu moo nekk première réalisation SOGIP. ubbi na hôtel boobu. ubbi na. gis naa lamp yi tàkk. tey jii ñu ngi koy exploité ba pare tey Radisson ñu ngi am lu ñu warloo ak waa SOGIP ci wàllu koom-koom pour rentabiliser et hôtel bi. loolu tamit ñu ngi koy def li ñuy wax les parcs des expositions. maanaam benn infrastructure bu mag la buy recevoir toutes les manifestations yi war a am ci wàllu
ci wàllu en matière commerciale. lu mel ni foire Dakar wala les grands foires yi war am ci Sénégal ci wàllu commerce wala ci wàllu jaay produit bu mu mënti nekk. dañu prévoir un parc des expositions boo xamante ne ni c'est bâti sur 21 000 mètres carrés pour mën a recevoir disons li nga xam ne mooy Dakar Expo Center. mooy li ñuy gis dina pare incha allah balaa décembre. am na beneen projet d'envergure bu ñu def à Diamniadio mooy le marché d'intérêt national. c'est un marché couvert sur 24 hectares. boo xamante ni dañ ko taxawal Diamniadio pour deux choses. D'abord pour permettre disons la conservation produit parce que li dañoo seetlu Sénégal que lépp loo xamante ni dafa nekk meññeentef ci réew mi dafay yàqu 30% production dafay yàqu. boo rombee Pout doo fa gis mango bu jamono mango da ngay xam ne lii tey mu ngi yàqu wala les pastèques wala lépp lu ma ci doon dafay yàqu. amuñu ay hangars réfrigérés pour mën a conserver les produits sur une longue durée. loolu moo tax ñu taxawal marché international bi mu nekk un marché de gros buy tax di également day permettre ñu mën a dindi intermédiaires yi parce que intermédiaire dafay yokk prix bi. donc marché bu mel nii France la am na Rungis am na Montpellier am na yeneen dëkk yi. loolu mooy li nga xamante ne moom lañu fa def. te jàpp naa tamit projet bii tamit dina sorti balaa décembre. de même que li ñuy wax également la gare des gros porteurs. tey Dakar kenn mënu fi circuler avec les gros porteurs. les remorques les semi-remorques les camions. dañoo wax ne dañuy taxawal benn gare des gros porteurs à Diamniadio bu takkaloog marché international nga xamante ne ni production bi bu ñu koy indi fa la ñuy yem avec un système de péage pour rentabiliser infrastructure yi nga xamante ne moom la ñu def Diamniadio loolu mooy vraiment le premier première génération projet yi nga xamante ni sphère ministérielle bi en fait newul suñu champ d'action mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'au niveau du pôle urbain de Diamniadio ab dëkk la ñuy tabax dëkk na boo ko tabax da ngay mettre à contribution non seulement les services de l'État mais également les privés. service état bi ñi ci intervenir c'est la DGPU mooy délégation générale à la promotion des pôles urbains. nga xamante ni moom mooy déterminer les assiettes foncières. mooy def le plan d'aménagement bi. mooy également moom mooy jouer interface entre les promoteurs privés ak disons ñu ak DGPU. am na li ñuy wax la disons agence patrimoine bâti moom moo ñoo defar les sphères ministérielles. ak le parc des expositions le parc industriel nga xamante ne ni disons Aplosi moo ko def mais ñun tout ce qui est infrastructure à vocation économique nga xamante ne di nga ko mën a rentabiliser ba mën a tabax yeneen infrastructure ba pare assurer également la maintenance. loolu mooy rôle social. voilà je sais que ministère yi ñoom dinañu tàmbalee déménager pour dem foofu à partir de mercredi bii nii ministère de l'agriculture d'ailleurs ñoom ñoo koy tàmbali information bu ñu jot ci Penda Mbow journaliste moom suñu xarit la mu ngi nekk d'ailleurs ministère de l'agriculture donc il paraît que pour info mercredi bi ci la ministère yi di tàmbali déménager fële nga xam ne ni mooy jël ñaar. trois ministères yoo commencé agriculture l'élevage ak pêche dans un premier temps. Ensuite yeneen ministère au moins une quinzaine dañ leen ci fekk. parce que 67% des ministères amuñu siège. état bi dafay louer. tey état bi ak les sphères ministérielles état dafay moom day am propriété immobile privé. day moom ay immeuble am. tey état bi dafay louer da ngay gis tey benn ministère bu nekk disons ministre mu ngi nekk Point E disons yeneen direction yi ñu ngi nekk Fann Résidence wala feneen les gens sont éparpillés et puis loolu avantage mooy te état dafay ci économie de xaalis bu bëree bëri au moins 100 milliards ba pare it dina tax aussi administration bu nekk dans un cadre bu baax pour mën a accueillir les citoyens et puis leur délivrer les services de qualité. yi nga xamante ni moom la ñu war a séntu ci administration pour performante. waaw man Pape Cheikh bëggoon naa mu revenir un peu ci maintenance bi entretien parce que ku ne infrastructure gis ne investissement bu mag la te Sénégal ñun problème boobu la ñu am buñ ko waxantee da ngay gis ay bërëb yu bëri boo fa demee parfois entretien bi moom mooy am problème infrastructure yi ngeen tudd naka ngeen fas yéene taxaw ci li nga xam ne moom mooy maintenance bi li nga xam ne moom mooy entretien bi ba mu mucc ay ba ngeen mën a jur yeneen yoo xam ne da ngeen ko defaraat. en fait loolu moo tax ma ne sànq loolu moo tax jóg SOGIP mooy disons assurer disons une exploitation optimale parce que mënoo maintenance ak entretien dafay dugg ci li ñuy wax exploitation infrastructure bi ñun bu ñu réaliser infrastructure dañuy confier l'exploitation à des privés
privé bi dañuy signé moom contrat nga xamante ne nii dafa am lu koy warloo ak ñun ci wàllu maintenance infrastructure bi ci wàllu mettre en place également même un fonds destiné à l'entretien mais également am na benn pourcentage boo xamante ni également dañ koy jox SOGIP pour que li infrastructure di jur ci koom-koom mu mën a dellu ci keesu état bi pour ñu mën a tabax yeneen infrastructure donc ci fànn woowu jàpp naa ne problème mu maintenance bi mënul am parce que ñi koy exploité ñooy gën a xarañ pour maintenance bi baax te hôtel Diamniadio ki koy exploité bu bëggee ay clients am ne fa ñu gën a bari mu fidéliser leen il faut également mu am un bon plan de maintenance ak d'entretien mu nekk hôtel boo xam ne dafay nekk toujours aux normes loolu mënoo ko am bu dee da ngay tabax infrastructure nga joxe ko wala nga bàyyi ko état bi moo tax tey disons wàllu maintenance ak wàllu entretien ak wàllu exploitation dañ koy confier ay privé yoo xamante ne dañuy signé ak ay contrat ba pare am un bon plan de suivi et d'évaluation pour mën a disons rentabiliser efficacement et financièrement l'infrastructure. Est-ce que day am appel d'offre maanaam privé yooyu appel d'offre la wala yéen a leen di tànn ni mu leen neexee. non mënuñu tànn nu mu ñu neexee parce que ñun on est une société nationale. maanaam on est soumis au code des marchés publics mënuñu tamit def lu ñu neex disons mais tout dépend ci vocation infrastructure bi parce que mënoo exploiter de la même manière un hôtel qu'un palais des sports tey ni ngay gérer tey ni ngay gérer un centre commercial bokkul ak ni ngay exploiter benn sphère ministérielle kon ci fànn woowu tout ce qui est permis par le droit sénégalais en matière de contractualisation avec des privés loolu dafa nekk suñu champ d'action dañu xool infrastructure bi ñu xool li ko tax a jóg ak ban schéma contractuel moo baax méngoo ak suñuy préoccupation ak intérêt état du Sénégal ci lañ koy defee. léegi mën na nekk marché puis appel d'offre mën na nekk location mën na nekk disons même partenariat public privé. rentabilité boobu nan lay demee ci objectif yi ngeen fixé moyen le court wala long terme. en fait la rentabilisation elle est automatique. décembre 2017 ci lañu ubbi hôtel Diamniadio bi ñu ko ubbee avant ñu koy ubbi signé nañ contrat d'exploitation ak disons ak la chaîne hôtelière bi koy exploité tey jii may wax ak yéen commencé nañu rentabiliser financièrement parce que am na loo xamante ni chaque trimestre dañu koy jox pour ci wàllu koom-koom pour disons rentabiliser l'infrastructure. En fait c'est 11 à 12% du chiffre d'affaires donc loolu c'est annuel mais trimestriellement ci la ñu koy jox SOGIP loolu ñu def ak hôtel bi moom la ñu def ak également le parc des expositions moom la ñu def également ak le complexe sportif multifonctionnel. am na fréquentation parce que nit ñi ñu ngi koy romb fi mu nekk noonu moment bi amagun nit ñi ñëwagun fa est-ce que jamono ji bien que 9 mois wala 6 après l'inauguration am na fréquentation. En fait actuellement hôtel bi c'est bien fréquenté on est à 70% de taux d'occupation. donc hôtel boo xam ne day doog a juddu nekk également fa mu nekk accès ci am taux d'occupation 70% pour moi c'est un bon taux de départ. en tout cas ci suñuy prévision financière liñ ci jot a am ak liñ ci yaakaar wax dëgg yàlla fi mu ne nii koy na suñu njort te dafay jëm kanam ndaxte aéroport bi c'est à 15 kilomètres de Diamniadio. le centre de conférence Abdou Diouf bi nga xamante ni dañ doon wax ne amul njariñ parce que boobu loolu dafa méngoo ak vision président de la République parce que daf ne centre de conférence bi tey nit mën na jógee aéroport Blaise Diagne ñëw def conférence am centre de conférence Abdou Diouf dal ci hôtel bi def conférence am dellu fa mu jógee woon te du dugg bi Dakar ci ay embouteillage wala di perte temps bu bari kon bu ñu bëggee vraiment disons propulser le développement du Sénégal il faut ñu am infrastructure d'envergure yu méngoo ak dayoo bi ñu bëgg a yóbbu réew mi ëllëg loolu ci lañu nekk. centre conférence boobu sax directeur jaaxal nañu bari man li ma xamul mooy ndax dafa mel comme Sorano comme Grand Théâtre boo amee événement nga am conférence wala colloque nga am noo def ak ñi ko jiite ñu luyee ko nga def ko parce que heure bu ñu déggee ne ndaje am na fa rek Macky Sall président moo fa dem. waaw fi mu ne nii centre conférence bi dépendul ci SOGIP. le centre est rattaché à la présidence de la République et c'est normal parce que centre bu bees la woon boo xamante ne il fallait ñu assurer la maintenance ak entretien bi de manière constante parce que c'est un bijou boo xamante ne nii mënuñu ko rentabiliser comme ni ñu ko bëggee woon alors qu'on n'avait pas des infrastructures connexes
yoo xamante ni daf ko jege pour mën a disons dans une politique globale. kon tey à terme li ñu war a jàpp rek mooy que ni développement Diamniadio dina favoriser disons désengorgement Dakar mais également dina booster la production et l'activité économique. tey mën nga dëkk Pout wala disons Tivaouane wala Thiès wala Mbour même autoroute Ila Touba mën nga ko jël ñëw Diamniadio liggéey delluwaat sans pour autant nga nekk ci benn décongestionnement bu nekk Dakar boo xam te ni également. mais est-ce que c'est prévu que ñu koy loué ñeneen ñi balaa ñuy xalaat ne président du ko jël def ko yëfu boppam. mais dañu koy loué ñëpp ce n'est pas géré par le président c'est géré par le bureau architecture de la présidence. dañ koy loué ñëpp. c'est un. guddi yi ñu toll moom Sall la sant. centre de non mënul tudd santul Sall. centre de conférence lañ fay gis mu fay xewle di fa woote. non mën naa sax ne de sant Sall nag suñu yëf la. mën naa sax ñu toll de Sall la sant xëy na jëmmi jamono mu sant. mënees naa wax sax ne Diouf la sant. ndax sant ko Abdou Diouf. waaw donc ce qu'il faut vraiment retenir. c'est que fii dafa rafet naa centre bu baax la. boo xamante ne ni tey. dafay renouveler Sénégal avec les grandes manifestations avec les grandes conférences internationales. jamono yu weesu yëpp conférence internationale yi am yëpp. bu dee ci sous-région bi fi nga xam ne mooy Ouagadougou. parce que Sénégal de plus en plus avec Dakar ni mu meloon ak également éparpillement des sites d'accueil mënuñu woon accueillir les grandes conférences internationales alors qu'on a une diplomatie bu active. on a la présence de l'essentiel des organisations internationales. kon tey loolu dafa war a fexe que mu nekk disons un hub économique et diplomatique. alors monsieur Ba c'est vrai que Diamniadio bu ñu ko tabaxee ministère yi commencé di fa toxu dina désengorger Dakar bu baax wante est-ce que xalaat ngeen agent yi nga xamante ne ñoom ñoo nar a jóge fii dem foofu tout le temps dañu nar a jógeendoo ñoom ñëpp Dakar demandoo même heure liggéey ndax xalaat ngeen logements sociaux pour ñuy bañ a déplacer wu tout le temps embouteillage di gën a am. ak ñun ñi fay dem di liggéey. ak ñun ñuy dem liggéey ñun dañuy dem ni c'est que vocation Diamniadio mooy disons une mixité fonctionnelle pôle urbain bi li ñu ci bëgg mooy nit ki dëkk fa di fa liggéeyee ba pare di fa dund ak njabootam du jar ngay déplacer 30 kilomètres wala 40 kilomètres pour dem liggéey war nga fa mën a dëkk am fa logement di fa liggéey say doom ak say kii nekk ci benn cadre de vie bu baax. parce que Diamniadio également on veut en faire une ville verte. désengorger aussi. désengorger parce que en tout cas li ma jàpp. tabax fa yombul. waaw ça c'est notre point dinaa ci ñëwaat. mais li ma jàpp mooy que du ñàkk ay mesures d'accompagnement bu état bi def. mais tamit disons ñi fay dem liggéey ay agents de l'état lañ. am na tey ñoo xam ne ñu ngi Tambacounda ñu ngi Maka Koulibantang ñu ngi Vélingara disons di liggéey di servir Sénégal partout où besoin est su jàpp naa nekk disons au niveau de Diamniadio micro bi ma ne péage bi parce que en conseil des ministres ñi ngi lire communiqué président ne maanaam ci renégociation tarifu péage bi xëy na aussi comme ñëpp nga jëm Diamniadio jaadu nañu wàññi tarifu péage bi loolu aussi yéen ña fa nekk war ngeen jox ak waa Sénat yi nga xamante ne ñoom ñoo yor concession autoroute à péage bi. En fait au-delà de nous loolu préoccupation président la parce que ce n'est pas pour rien que boo ko conseil des ministres te jàpp naa ne que ci fan yu néew dinañu renégocier les prix parce que prix yi tamit fi la ko président de la République Macky Sall fekk c'est une préoccupation des Sénégalais yoo xamante ni tamit préoccupation président de la République la tarifs yi ñun ñëpp jàpp nañu que c'est des tarifs qui sont assez chers te bu ñu bëggee favoriser disons le déplacement des Sénégalais favoriser tamit également Sénégalais yi mën a jugee disons mën a jugee Dakar dem dëkk Diamniadio wala dem dëkk Mbour wala feneen war nañu mën a fexe ba tarif yu baax méngoo ak également bourse sénégalais yi. loolu c'est une vérité jàpp naa ne également que président taxawal na commission pour def ko. bu ñuy wax ci travailleur ci suba bi ñu def visite bi dama fa gis ay sénégalais yu bari sax waaye tamit gis naa ci ay turc naka la partenariat bi demee. En fait c'est une partenariat entre Sénégal ak Turquie boo xamante ni c'est dans le cadre de la coopération entre les deux pays ñun ñoo signé convention. disons ak les entreprises turques pour liggéey ak ñoom sur la base d'une convention de financement lañ fay liggéeyee ci wàllu koom-koom xaalisu Sénégal la du xaalisu Turquie Sénégal moom mooy investir xaalisam pour disons tabax ay infrastructures d'envergure de manière à favoriser disons le développement du pôle urbain de Diamniadio dans ce cadre-là ay Turcs ñu ngi fay liggéey ay Sénégalais ñu ngi fay liggéey te loolu mooy disons la vocation en fait de ces entreprises là pour ñu mën a fexe que Sénégalais tamit gis seen bopp ci ni réew mi di doxee. est-ce que am na yeneen entreprises sénégalaises yu ci jàpp ci liggéey bi.
entreprise sénégalaise yi si ëpp ñu ngi liggéey ci au niveau du pôle urbain les sphères ministérielles mën naa ne entreprise sénégalaise ñoo ko def am na ay villas yu fay def ak ay appartements yoo xam ne ce sont des entreprises sénégalaises purement sénégalaises tey ñun projet yi ñu dénk tamit am na entreprise sénégalaise yu ci yëngatu kon jàpp naa ne que Diamniadio au-delà de la création de la ville mais dafa am impact économique mais également impact social parce que dañuy créer ay emplois dañuy fexe également que ay nit sénégalais mën fa liggéey am fa expertise pour mën a développer seen compétence. mais tey bu ñu xoolee li nga xamante ni tey mooy projet Diamniadio yi xew tey mën nañu wax ni autoroute à péage bi cher na terrain Diamniadio cher na kër Diamniadio cher na donc li ngeen fay investir yëpp on peut dire que ni mais sénégalais yi en tout cas gisuñu seen bopp te jusqu'à présent tey bu fekkoon ni tey yomb na ñu bëri tey mën nañ ñëw tey ut fa kër mais on voit que ni ça coûte cher là-bas et puis dafa mel ni que investissement yi fa am yëpp c'est entre l'État quoi au fait parce que sénégalais yi gisaguñu seen bopp bu baax a baax a baax pourquoi tey mu leen xalaat loolu ça se comprend parce que état bi aussi tey président de la République Macky Sall bu amoon courage politique tabax centre de conférence Abdou Diouf soo woon courage politique tabax disons le complexe de sportif kon te Diamniadio ba tey day nekk àll lay nekk. C'est ça la vérité donc état rôle am d'abord c'est un rôle disons pionnier état moo war a jiitu ci lépp lu investissement. mais c'est bien nu investir mais est-ce que yéen a ngi calculer les Sénégalais pour nu mën ci accessible c'est important parce que investir ba pare te gars yi amuñu possibilité. accès am ci ñëw yegg fa wala soit waaw sénégalais mën ci jot waaw les sénégalais d'en haut donc loolu d'une part investissement yooyu est-ce que dinañu jëriñ dara. non tey jii projet Diamniadio liñ fay séntu ci wàllu logement c'est 15000 logements sociaux lañ fay prévoir. mais li ci bëri yéen a ko jënd. parce que ñi borom long bras ñi nga xamante ni ñoom noo am xaalis. noo fa jënd terrain yi. noo fa jënd kër yi. noo fa jënd hectares yi. au fait ñoom seen bopp nooy business ci seen biir. non. est-ce que amul business. non pôle urbain Diamniadio amul benn terrain bu ñu jox particulier man mii di wax ak yow mënu fa am terrain amul tey benn sénégalais bu mën taxaw ne man am naa terrain au niveau du pôle urbain Diamniadio c'est contraire à sa vocation. li ñu bëgg ci Diamniadio mooy fexe ba l'accès à la propriété maanaam suuf si yomb aux promoteurs privés ñu investir tabax ay logements jox Sénégal yi à des prix disons raisonnables ci loolu la ñu nekk te appartement yi ak villas yi nekk foofu jàpp naa ne du appartement yu cher par rapport ak au prix yi nga xamante ni moom la ñu pratiquer sur naka accès bi nu mu demee sénégalais yi ñi ngi romb ay immeubles ñu koy tabax muy ay logements sociaux ñoom xamul ñi ngi romb rek buñ ci bëggee accéder maanaam jot ci nu ñu def. waaw buñ ci bëggee jot dañuy jokkoo ak ñi koy tabax ce sont des privés du état moo koy tabax bon je ne sais pas parce que mënuma tudd fii ay entreprises fii. mais il y a des entreprises sénégalaises yoo xamante ne nii ñoom ñooy tabax loolu. ñooy tabax villa yi ñooy tabax appartement yi bu ñu jokkoo ak waa DGPU wala disons xool yenn site d'information yi dañu xam ñan ñoo koy tabax ñu bind fa. loolu c'est vraiment privé. leneen li mooy que am na aussi ay entreprises yu benn SNHLM am nañu fi ay projets ak ay programmes. yoo xamante ne ci at yi di ñëw dinañu mën a fexe ba accès à la propriété privée disons yomb à tous les Sénégalais. et puis préciser que ni am na yenn ponk yoo xamante ni ñeneen la ñu ko mën a laaj ñu dénk yooyu. mais man bëgg naa ko laaj lu tax subitement rek choix bi ci Diamniadio ndax accessibilité am la ndax espace fa am lu tax maanaam xalaatuñu yeneen i zone ñu jël spécifiquement rek Diamniadio lan moo motiver choix boobu. en fait choix Diamniadio li ko motiver Diamniadio la ak Lac Rose c'est deux pôles urbains interconnectés. Diamniadio lu tax ñu choisir ko c'est un triangle maanaam dafa nekk li ñuy wax ci zone de transition. entre la métropole de Dakar ak disons les territoires. le reste du pays. zone stratégique la parce que boo ko développé di nga développé Mbour di nga développé Kaolack di nga développé Thiès jëm Mbacké jëm Touba. dafa mel ni lu centré soo ko développé di nga développé Tivaouane jëm Saint-Louis jëm Louga. donc c'est une zone carrefour stratégique boo xam ne jege na
les infrastructures autoroutières jege na train express régional jege na aéroport jege na également le port de Bargny jege na également le port disons de Ndayane et cetera donc zone bu bien placée la c'est pas une zone bu ñu choisir au hasard mais dafa laaj ay études yu ñu defoon pour xam ne que zone bi boo ko développé di nga développé li des ci réew mi yëpp ba pare di nga yombal également désengorgement Dakar. wax nga sànq expliquer lan moo tax Diamniadio ni Ndakaaru étouffé ñu wax nag mbiram environnement dafa am solo ngeen bëgg mu nekk ville verte sànq également en conseil des ministres xëy na tombé dafa waral ay gaaf nga war a ñëw mu tombé mais président am na beneen aspect bu mu soulevé maanaam guy yi nga xamante ni ñu ngi leen di gor foofu ci zone Diamniadio bi rawatina ak travaux yi. naka ngeen mu def parce que Dakar Expo Center boobu ci ginnaaw sax am na image guy te guy nekk emblème mu Sénégal te gis nañ aussi njariñ li muy def ci dëkk nee say def pour sauvegarder justement écosystème boobu pour environnement bi ñu bañ ko yàq ci zone boobu. en fait ce qu'il faut vraiment saluer mooy disons la volonté politique bi nga xamante ne moo sous-tendre loolu parce que il est fréquent que chaque fois que mu am conseil des ministres amee président de la République dina wax ci Diamniadio pour également wax ñu accélérer liggéey bi mais également ñu préserver écosystème bu Diamniadio ce n'est pas pour rien également que bi ñu tabaxee le centre de conférence Abdou Diouf tur bi mu njëkkoon am moo nekkoon le miroir des baobabs moo nekkoon turam bu njëkk. mooy architecture bi sax. voilà donc li ñu bëgg tey mooy fexe Diamniadio nekk une ville verte parce que avantage yu Diamniadio tamit mooy que avant ñu koy tabax dañu def li ñuy wax le plan d'aménagement bokkul ak tey Dakar fu bari nga xam ne dañuy ñëw rek fàkk dëkk. Dakar avec le plan d'aménagement tey mën nga xam fi ñu war def stade war nga xam fi ñu war def lycée war nga xam fi war a am centre commercial wala hôtel wala leneen kon ci fànn woowu Dakar Diamniadio dañu ko bëgg nekk une ville verte boo xam ne dañuy préserver écosystème bi préserver les dunes préserver disons l'accès à la mer au niveau du lac Rose pour disons faire de Diamniadio une zone disons environnementalement bu c'est difficile de parce que pôle urbain da ngeen roose ba sonn pôle industriel y aura des usines suma juumur ci côté boobu noonu mañ loolu dina xaw a jafe. en fait ay parc industriel bi fa amagum du ay usine bu disons boo xam dafay laaj ci liggéey bu diis. D'accord. Parc industriel boo ko xoolee sax li ñu fay jublu mooy recevoir ay infrastructures yu oyof. des infrastructures légères. manufacture ay tailleur ay yu mel noonu nga xamante ne ni du am benn disons du polluant pour disons yàq environnement bi. loolu tamit sénégalais yi ku nekk si ñun daf ci am responsabilité. état mën na volonté pour defar mën na volonté également pour am environnement bu baax mais chaque sénégalais doit être responsable disons de la qualité de l'environnement. est-ce que li ngeen fi investir boole ngeen ci police ak gendarmerie pour la sécurité. prévoir nañ fa benn siège de l'état-major gendarmerie prévoir nañ fa également des disons tout ce qui est force de sécurité yu fa war a nekk lépp loo xamante ne war na am ci ab dëkk war na am ci capitale bu moderne prévoir nañ ko Diamniadio ak Lac Rose. c'est ce que je voulais dire parce que ñun dañuy yàgg nañu tooñ naan en l'an 2000 Sénégal sera comme Paris en tout cas am na ay laaj yu sénégalais yi di laajte mais parallèlement sénégalais yi itam dañuy kontaan bu ñu gisee voilà dëkk bi di développé fan yëpp ñu ngi jël exemple par exemple ci Rwanda boo gisee photo dëkk bi ni muy rafetee ñun avec beaucoup de fierté la dernière fois je regardais journal France 2 mu def reportage ci Diamniadio oui problème ou pas ñun en tout cas dañ ciy fier ni ñi jëmee vers ci ay infrastructures yu taaru yu rafet ba pare Dakar gën a étouffé gën a féex day yokk taaru loolu itam am na solo taar bi c'est très important Pape Cheikh ni nga ko waxee bëri na waaw ay points yu positifs effectivement parce que boo toogee li nga ko waxee gis ñuy def reportage bi fierté lay nekk yow mais li mu ko waxee aussi responsabilité ñëpp la parce que tamit bu ñu xoolee kaawu Rwanda c'est vrai que rigueur am na fa discipline am na fi donc bu ñu waxee loolu yëpp ci population bi la war a tàmbalee. man kay dama lay woon benn photo xëy na directeur gisu ko loolu itam dinañ ci insister waat ci toppatoo gi ci ay taax yu ñu tabax foofu gis nga boo seetloo ci biir am na ay nit yu taxaw ci suuf immeuble di tuur ndox. voilà loolu donc ñu nit dañ ci am responsabilité du lu ne nii rek ñu ne gouvernement mu ngi tabax foofu mu ngi jël suñu xaalis mu ngi lii mu ngi laa ñu nit dañ ci am part de responsabilité ci suñuy comportement ñu ngi noonu taxaw di tuur ndox mag a mag àggal jëm Pape Cheikh foofu nga tàmbali sax man sànq xam naa peut-être comprendre woon sama question man foofu laa doon waxee surtout parce que responsabilité boobu nga xam ne nit ki moom la war a am nga xam ne nit lañ koy jël def ko sa moomeel est-ce que tamit jotul bu ñu defee infrastructure yu mel nii ñu mën a jël ay mesures d'accompagnement man pour man sama xalaat waxtaan tuur ndox ñu maas la ba pare Pape Cheikh di def ay sport ak yooyu yu mën a jàll
Sall pour ñuy xam ne lii seen moomeel la pourquoi pas ay causeries sensibiliser nit yi ne leen peut-être lii am Rwanda lii am France lii am ci yeneen pays jombuñu ñun ñi bu ñu toogee def li nga xamante ne si moom mooy fonk suñu alal peut-être loolu man sama laaj la beneen bi aussi peut-être ma ñambaasaale ko ci gars yi dañuy wax tout le temps naan suuf jam ñaajo Mohamed Sànq mi ngi koy wax ci suuf tabax fa yombul ça demande des moyens et cetera loolu aussi peut-être est-ce que rumeur la wala tamit loo xam ne lu am la waaw ci wàllu promotion disons comportementale boobu dafa war a dépasser Diamniadio dafa war a dépasser le pôle urbain loolu ça doit être le comportement des Sénégalais tous les jours et jàpp naa ne ñun ñëpp dañ ci am responsabilité yi kilifa diine yi am nañ ci responsabilité kilifa journalistes yi am nañ ci responsabilité les acteurs politiques tout le monde donc Sénégal maanaam ni mu war a mel ñu ñoo ko war a def et le Sénégal de demain et même d'aujourd'hui dafay nekk suñu image mais li nga xamante ne en tout cas ñun suñu préoccupation c'est que on tient à ce que entretien ak maintenance soit une réalité commencé nañ ko hôtel bi en tout cas ñu infrastructure yi ñu dénk yëpp du am benn booy dem fekk fa comportement yu mel nii parce que là on y tient leneen par rapport à la qualité du sol loolu débat bu fi am la mais solu Diamniadio dafa am sol argileux la am na ci mais amul benn suuf bu mën recevoir tabax boo demee États-Unis wala dem Turquie wala nga dem feneen da nga jël train ba benn instant ñu ne train bi dugg na ci biir géej gi après mu génnaat. aywa yàlla nañu dal loolu waaye. loolu jaati géej gi dëgg de. am na. Japon jël nañu dañoo sëkk géej gi tabax fa aéroport. waxuma la ak li Diamniadio donc sol bi am na nu mel waaye am na tabax yu méngoo ak sol boobu donc ay pieds la ñu def ay micro-pieds ay fondations profondes bu assurer qualité infrastructure yi ñu tabax foofu. Lac Rose moom yan projet ngeen fa bëgg a def. Lac Rose en fait ce qu'il faut comprendre au niveau du Lac Rose c'est que day nekk prolongement Diamniadio li ñu bëgg foofu mooy taxaw def benn disons agglomération maanaam 2 pôles urbains mais interconnectés mais vocation disons Lac Rose mooy disons vocation touristique et hôtelière tey ñii dañoo war a valider li ñuy wax le plan d'aménagement bu Lac Rose c'est en très bonne voie avec la délégation générale à la promotion des pôles urbains bu ñu ko valider ñun ci la ñu commencé tabax ay infrastructures foofu waaye ce qu'il faut vraiment retenir à ce niveau c'est que vocation disons Lac Rose mooy fexe ba préserver d'abord l'écosystème parce que am nañ fa géej am nañ ay dunes am nañ lac c'est un site mën naa ne paradisiaque boo xamante ne nii mën na attirer ay touristes ak ay investisseurs donc loolu mooy vocation je pense qu'on va finir après baax na itam ñu préciser surtout par rapport ak yow mi nga xam ne ni depuis 2 ans la ñu lu dénk nga koy toppatoo lii si daat doon wax léegi lay rejoindre tuuti ngeen jàpp ci itam ci ñu bañ a at niveau bi ba nit ñi foog ni boo amul benn doole bi par exemple doo fa mën a dem dëkki un peu comme li ñu gëmloo woon nit ñi à l'époque ci dëkk ville dëkk Almadies ak affaires yi ak niveau yi wax ji bëri ba spéculation am ñu war a foog ni voilà sama classe gi duñ fa mën a dëkk quoi yooyu itam baax na non c'est que actuellement ni téléspectateurs yi ne pour Sénégal yëpp la boor boobu Diamniadio pour Sénégal yëpp la te vraiment li fa état bi def d'abord mooy fexe ba du ko jox ay particulier parce que doon tey dañuy jox Pape Cheikh wala jox ma wala jox keneen. parce que ma fay ragal gis fay appartement 5 millions. ci la spéculation bi di gën a bari. appartement yi ma fa gis amul benn bu fa weesu 20 millions. ah heureusement boobu yow fa gisagum. heureusement en tout cas bi gën a ndaw. ok villa yi. gestion ko de. villa yi fa nekk. ya fa am. le prix bañ fay appliqué. le prix est raisonnable. parce que. politique état bi moo nekkoon fexe ba accès aux terres soit facile au privé dafa baax dañuy fexe maanaam privé bi nga tabax suuf yomb ci moom bu suuf yombee coût bi ngay rapporter ci prix bi du nekk luy diis ci consommateur sénégalais bi donc de ce point de vue vraiment maa ngi assuré Sénégal yëpp directeur par rapport au prix comme état bi li mu fa am bari na ndax waajal nañ ay places yu yaatu yoo xam pour préparer fa juma ak ay jàkk ñu ngi ko fay prévoir nañ ko fa avant sax ñuy tabax li arena bi ci Dakar Arena ci wetam ñu ngi fay def benn daara moderne boo xamante ni première dame moo ko fay def donc boo ko rombee di ko gis moo njëkk a pare ci li may wax ci infrastructure foofu pare na donc day nekk daara moderne dinañ prévoir tamit ay lieux de culte
parce que ce qu'il faut dire c'est que ab capital la ab dëkku bees la lépp fay am dina am gendarmerie dina am police dina am hôpital dina am université université ba ñu fay def tey fi ñu ne ñun SOGIP ñun ñooy assurer portage financier bi université Amadou Mokhtar Mbow dina am disons centre commercial dina am lépp nouvelle ville institut pétrole ak gaz moderne parce que ce qu'il faut également vraiment mentionner c'est que Sénégal en tout cas Dakar dans quelques années avec l'exploitation du gaz ak pétrole Dakar day nekk un hub économique comme disons ay Ouganda wala feneen donc Sénégal aussi war na am infrastructure yu moderne yoo xamante day méngoo ak dayo dëkk bi ak dayo ñun daal nous vous demandons surveillance par rapport ak nit yi bu ñuy dem di yokk affaire yi daal annexe palais bi président waxoon ma ngi ca ba léegi wala génn pour tabax ko foofu dénkuñu ma projet bu mel noonu te jàpp naa ne que en tout cas aux dernières nouvelles yi ma ci am xamaguma fu mu toll te dénkuñu projet bu mel noonu kon Chérif ñu jeexal parce que am na yeneen gan yu xaar ci ginnaaw Modulo ak yeneen surprise yi ñu jagleel téléspectateurs yi il est minuit 16 en tout cas on est content dëgg la benn xëy politique bi tam mën cee ñàkk wax comme moom militant APR la li xew seen parti yu fan yi ak démission ministre bi ak aussi la vie du parti embarqué en fait démission ministre bi aux dernières nouvelles xamu ba xam la démission elle est acceptée ou pas mais ce qu'il faut vraiment dire à ce niveau c'est que jàpp naa ne que d'abord démission acte individuel la maanaam ku nekk si ñun yaay apprécier disons en fonction des circonstances ban position ngay jox par rapport ak sa démarche politique Mbaye Niang c'est quelqu'un icône la ci parti bi maanaam jeune la bu engagé au côté du président de la République Macky Sall du ko jàppale ba tey jii engagement boobu dañul bu jàppee ne que war na mën a jël décision par rapport à des événements yu am et par rapport à sa convenance personnelle dañuy respecter décision te it je pense que aujourd'hui également il appartient au président de prendre la décision qui sied te loolu jàpp naa ne que moom mu ngi ci loolu ci wàllu vue du parti li ñuy seetlu tey parti bi si bëri am na ay coow loolu pour man c'est normal dans un parti au pouvoir coow am na fépp am na dans toutes les familles mais li am solo mooy da waruñu fexe ba coow li di génn bay yàq disons réputation wala image famille boobu man c'est ça ma conviction profonde waruñu tey sénégalais yi di wane image boo xamante dafa méngoo wala dafa waroo ak président ban image les renvoie sénégalais yi président de la République Macky Sall ndaw la am na responsabilité très tôt mais wanewul arrogance wanewul suffisance en tout cas man gisuma loolu kon ñun ñi nga xam ne dañ koy jàppale dafa am benn comportement bu ñu war a am un discours bu méngoo ak aspiration sénégalais yi te xam ne tamit que tey APR yëpp bu ñu mobilisé woon coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp mobilisé mën ñoo fal président de la République Macky Sall sénégalais yi ñoo koy fal en fonction d'abord li muy def mais tamit ak ni ñu koy gisee ak ni ñu gisee également ñi ànd ak bopp. kon ci fànn yaakaaroo ne Bitèle damay pare rek ci lu mu def moom la kubéer gi di xeeñ damay pare ci pour daaneel ci Mbacké pour wax kon que en tout cas maa ngi woo tous les responsables du parti à savoir raison garder maanaam kële li ñuy am instant bi à 8 mois des élections enragé wul kenn te dañoo war a fexe ba tey resserrer les rangs travailler dans l'unité loolu mooy li nga xamante ni moo ñu mën a may ndam ëllëg tey loolu président Macky Sall ci lay woo Sénégalais yi. ak ji ko jàppale. parti bi am Mbacké le parti ñu ngi ciy góorgóorlu le contexte au niveau du département de Mbacké n'est pas un contexte facile loolu mooy li am nekkul lu yomb au niveau des communes rurales à chaque élection bu fa am dañ koy gagner à 100% mën naa ne difficulté bi ñu am c'est au niveau de Mbacké te Mbacké je pense que tendance yi ma fay gis bu confirmé woo am naa yaakaar que ni élection yi di jëm président de la République dina fa am majorité loolu moom mooy li ma sama conviction sur loolu je ne sais pas ce que tu voulais dire. non juste da ngay wax ne que gars yi li ñuy wane du lu président digle du lu mu santaane te it yow gisoo ko muy def loolu may laaj est-ce que yaakaaroo ne Bitèle boo gis li mu def moom la kubéer bi di xeeñ c'est-à-dire bu ñu demee ba ay jeunes parti bi ñemee taxaw buntu palais di fa histoire est-ce que yaakaaroo ne par exemple li ngeen structuré wul seen parti bi moo jur coow yi yëpp. non coow même boo structuré parti bi coow moom du ñàkk ci politique
parce que parfois c'est le choc des ambitions parfois c'est ay difficultés yu am ci exercice pouvoir la loolu c'est même parti ne opposition sax am nañu ay jafe-jafe pour wax bala parti au pouvoir donc structuration bi lu ñu souhaité la parce que dina yombal liggéey bi dina yombal organisation bi mais on peut pas le faire à quelques mois des élections tey li nga xamante ni ci la ñu war a vraiment tënku mooy fexe ba disons sénégalais yi image bi leen renvoyé nekk image bu baax ñun ñu nekkuñ di xuloo di xeex guddee bëccëg donc ñu koy def tamit on doit les rappeler à l'ordre pour que disons ñu am un comportement exemplaire qui soit digne des responsabilités yi nga xam ne moom la ñu aspiré ci réew mi. kan mooy leaderu APR ca Mbacké. leaderu APR au niveau de Mbacké c'est Gallo Ba. donc Gallo la ñu recevoir doon ndax li ñu ko dénk pour mu gérer ko dafa am solo de Sénégalais yëpp bëgg nañ fa bokk tout à l'heure j'ai vu sur Facebook ñu def photo di méngale Kigali bi ñuy waxtaane boobu tey moom it ñoom yàlla na leen yàlla lafal cat parce que ñun dañu bëgg dëkk bu moderne et apparemment selon li nga ñu wan ak li nga ñu wax suñu xel war naa mën a dal ci avenir du Sénégal voilà on veut que Sénégal dàq sax Paris lépp rek ci gérer bi ngeen di gérer infrastructure yi merci en tout cas ci disponibilité bi lan ngay dénk Sénégalais yi ci encore toppatoo gi ñu war a toppatoo yi nga xam ne ñun ñoo ko moom. enfin li may dénk Sénégalais yi mooy nañ jàppale président de la République Macky Sall ndaxte am na yéene ci réew mi. te jéego yi muy posé en tout cas ci wàllu infrastructure ci defar pont Gambie defar pont Foundiougne defar PUDC bi jàppale néew ju doole yi ak tabax ay forage li ñu def ci forage en 4 ans. daanaka méngoo na ak li ñu def li Sénégal am ci forage de indépendance ba 2012. ci àll bi. kon lu mel noonu dañ ko war a fësal wane ko ba pare fexe disons loolu ñoŋ ba pare ñu préserver ko. di wax tamit que ni dañu war a góorgóorlu tamit ñun ñu nekk dëkk Mbacké parce que tamit ñun bu ñu sonn ci politique d'abord c'est pour appuyer le président mais également dañoo bëgg tey xarkanamu Mbacké soppeeku. dañoo bëgg ni yeneen dëkk yi mel. ci taaru ci infrastructure ci lépp. Mbacké am ko keroog bi nga le ministre Matar Ba ñëwee fii rajo ko ci wàllu stade bi. loolu suñu préoccupation la. ñuy ñaan président de la République vraiment ñu fexe ba stade bu Mbacké bi gaaw yegg tamit. Inch'Allah parce que préoccupation sénégalais yi la. te ñu ñaan enfin sénégalais yi. ñu am comportement. bu méngoo d'abord ak li ñuy wane ci diina ji. parce que bon koor gi wala màggal bu jotee wala tabaski wala leneen ñëpp dañu mobiliser wu. ci wàllu diine gi. bu jàllee ñu am yeneen comportement yoo xamante ne nii méngoowul ak disons principe yi nga xamante ne moom moo ñu war a tënk ci wàllu diine. wàllu diine googu nag ci la cat nekk. ci la fonk sa bopp nekk ci la fonk également li état tabax ñoom ñëpp ñu moom ko. ndax xaalis bi ñu koy defee du xaalisu président de la République Macky Sall xaalisu Sénégal yëpp la ñuy boole. dajale ko investir ko suñuy doom ak suñuy sët. mën a fi fekk réew mu baax réew moo xamante ni méngóo na ak ñun suñuy rêve. voilà merci en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax. merci la fat nga nekk xale ba nekk teg ci nekk kàngam itam loolu lañ la fonkee ñun parti bi nag dañ ci am ay xarit ay xale yoo xamante ne ay jàmbaar lañu et puis c'est ce qui fait le charme de quartier général. opposition pouvoir ku ne am nga fi wàll. voilà opposition bu toogee wax pouvoir itam bu toogee wax li ñu ko dénk loolu baax na pour sénégalais yi nga xam ne ñooy àndandoo ak ñun ci quartier général bi merci beaucoup. Gallo Ba directeur général bi ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu toppatoo infrastructure ci pôle urbain bu Diamniadio ak fi nga xam ne ni moo di Lac Rose merci aussi Chérif Dia je vois que Marianne aussi est très contente sànq ba tey ak Zip Plissé bi mu ngi naan ma xanaa xam ne sama mag mooy ñëw. moo tax nga sa Zip Plissé indil ñu ay problème voilà donc en tout cas ñu ngi koy encouragé bu baax moom Gallo Ba. ni nga ko waxee noonu la Pape loolu tam maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm téléspectateurs yi ñu doon seetaan également monsieur Gallo Ba di DG bu SOGIP comme ni nga ko waxee wax na fi lu am solo yoo xamante ni xëy na leeru toon suñu bopp mais léegi leer na te ni nga ko waxee aussi mesure beeg kàddu yi mu fi yëkkati loolu aussi également dañ koy rafetlu ñun moom incha allah ëllëg dañ dem ca Diamniadio ga incha allah ak ndaje moo fay am ci mbirum pétrole ak gaz déglu lañ fay wax incha allah daal di koy yeggee téléspectateurs yi buñ fa mënee am suuf it ñu toog ko incha allah moo tax ma ne ko sànq fexe leen ba surveiller bu benn promoteur exagéré waaw ci li ñuy jaayee suuf yeeg jaayee kër gi ay 100 millions yooyu lebleeg itam na biir waaw na biir lebleeg yooyu parce que ñëpp a fa bëgg a dem dëkk Sénégal moom ñun ñëpp a bëgg lu baax merci beaucoup Gallo Ba bu ca kanamee Modou Lo mooy nekk invité quartier général ci ñaareelu xaaj bi xanaa ñu tàmbali nuyu El Hadj Mbaye Garmi mi ñuy magal ci jotaay bile El Hadj kuy ñëw tey
Baye Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Mbaye. di la sargal di la ndokkeel lu bëree bëri. jërëjëf Mbaye Gale. di wax ne nag ñu ngi tàbbi ci émission bu mag nga xam ne mooy QG. macha allah. tey nag am invité de marque. tey kuy ñëw. xanaa Mamadou Lo. kuy Modou Lo. champion bu mag boobu nga xam ne waxuma la réew mi waaye di ñi fi ñu ko njëkk a nawloo mooy ci 26 unités yi. kuy Mamadou Lo. champion bu mag boobu nga xam ne lu ko war ci làmb bi mu agsee daf ci wane boppam lool. kuy Mamadou Lo kooku nag moo tabbi nag dëgg-dëgg Baye Cheikh ci 22 combats yi. 22 combats yooyu le 22 combats boo ci amee 20 victoires Baye Cheikh doy na ndam. doy na ndam moos. dëgg-dëgg léegi-léegi sax nu tabbi na ma 19 may leen 22 la may leen 20 la man loo ñu la 20 la. bu ñu wàññi dëgg-dëgg ma ne dëgg-dëgg benn défaite. wallaay ñaari défaite. wallaay. moom rek nga am ci 22 combats yi. loolu dëgg-dëgg doy na ndam na. wallaay doy na ndam kooku nag mooy champion bu mag bii nga xam ne tey. Baye Cheikh moom nga invité. kan la dajeel. bul sori. moo dajeel champion bu mag ba Bombardier. kan la dajeel. Baye Cheikh. bul sori moo dajeel Lac de Guiers. kan la dajeel. sama rakk ju baax ji. moo dajeel ki nga xam ne kii mooy Gris Bordeaux. kan la dajeel. Baye Cheikh dégg naa lu waay gàtt nopp dégg nga Amadou Sène de. wallaay dégg naa daje nañu daje bu méttee métti ñoom ñaar kooku muy Mamadou Lo kan la dajeel Baye Cheikh kooku nag moo daje ki nga xam ne kii dëgg-dëgg mooy Baye Mandione. wallaay. gayndeek caaro yi. kan la dajeel moo dajeeg Balla Gaye numéro 2. Modou Lo keroog ba mu dajeeg moom Sénégal yëpp xam nañ ne dëgg-dëgg gaynde gii kii di ñëw gaynde la. kooku nag mooy Mamadou Lo champion bu mag bi moo daje ak Balla Diouf. moo daje ak kan. Boy Kayre moo daje ak kan Baye Cheikh bul sori Paul Maurice. xanaa war ngaa maa ngi sa ginnaaw daanaka. daje nañu de ñoom ñaar. wallaay Mbaye waaye maa ngi lay wax ne borom oo boobu nag na ma xaar bu mu duse meetar. waaw moom mu ne na pare na daa bëgg a dem de waaw ne ko Mbaye dafa am lu wax. xaaral ma paas la ko daa am lu la bëgg a wax de. lu ma bëgg a wax Mbaye. Mamadou. waa c'est qui. mbaxana mi laa bëgg jubanti ko. watal oo bi boo ko watee ma jubanti mbaxana bi. Pape. slogan bi daal da ngay wat oo bi ma jubanti mbaxana bi. watoo oo bi ma jubanti mbaxana bi. El Hadj Mamadou Mohamed Ndiaye jàmbkat bi nee na ñaari oo fi am te galo bi boo ko wat looyoo oom du la teral de. je salue Gallo en passage avant de partir Gallo maa ngi laa nuyu baax di la sargal lu bëree bëri. ana Modou jegewu la Mbaye. ana Modou. Mamadou Lo ngi nii xanaa dama la koy paas rek. waaw paas ñu ko rek wala nga nuyul ñu ko directement. li ñu ko bëgg a laaj Baye Cheikh. tungu du teer ñu nataal. déedéet day jël xujo kumba ak siro xujo kumba Fallou xujo kumba Anta Seck ak Maam Ndiaye du li Mourou Sow bi ci Touba. wallaay champion bi du poids. déedéet. comportement la Baye Cheikh. wallaay comportement la. su dajee ak moromam. da koy jox ca ba mu mat. amateurs yi kontaan. loolu tax tey invitation bi Amadou Mbaye Garmi teew ci. maa ngi laa bàyyi ak dëgg-dëgg champion bu mag bi kon Mamadou bisimilah na biir. Modou ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci teewaay bi am mbégte lool tey bi ñu annoncé ni yaay nekk invité quartier général sénégalais yëpp dañoo réagir ñu ngi lay ziar bu baax d'habitude heure bi boo ndogoo ba pare looy def. waaw heure bi su ma ndog woon avant ma ndog dama ne entraînement su ma ndogoo noppalu ay 1 heure de temps après demaat entraînement. même koor gi da ngay entraînement. oui dañuy entraîné kay maa ngi lay nuyu d'abord di nuyu sa groupe bi nga toogal foofu yëpp di nuyu waa quartier général. nuyu waa Télé Futurs Médias bu baax a baax. sama groupe bi nee nañu yow xanaa booli ngay ndogoo après entraînement. non man nag sama lekk bariwul quoi. d'habitude looy ndogoo xaaju miis wala miis. non man su ma amee miis ak ton rek baax na li ma am ton moo gën a. jeex na à tout à l'heure ñu ngi lay xaar ci plateau bi. bëri na lu ñu la bëgg a laaj sa prochain combat ak Balla Gaye 2 démb rek moo nekkoon invité quartier général donc tey dinañu am ay tontu et puis mën ngeen a réagir ci hashtag bi di QG 2018 Twitter Instagram ak application bi di GFM et vous Marianne. waaw ni nga ko waxee Pape Cheikh noonu la mën nañu réagir via Facebook /QGTFM wala Twitter. hashtag bi QGTFM la waaye tamit Instagram mun nañu fa follow GFM SN la Snapchat également mun nañ fa suivre coulisses émission bi ci GFM-du-6 Sénégal bu ñu fàtte également suñu application boobu di GFM et vous application bi nag comme ni ma koy tàmm di waxee da nga koy télécharger gratuitement mu permettre la nga am quartier général en direct waaye lépp luy émission boo xamante ne day am fii ci télévision Futurs Médias en
direct wala replay bi su fekkee daf la rëcc waaye également sur RFM mën nga am li nga xamante ne moo di émission ya fay am également en direct wala tamit lépp luy xeetu replay bu leen fàtte également suñu yéenekaay bi nga xamante ne wàllum tàggat yaram rek moo ko tax a jóg mu di record nag si wàllum coupe du monde bi am na ay reportage yu am solo yoo xamante ne ñu ngi leen koy waajal naka noonu match yi mën ngeen ko suivre également sur L'Obs TV bu leen fàtte également suñu site boobu di www.igfm.sn ñoom itam teew nañ ca coupe du monde ba lépp loo xamante ne ruusee na fa ci ay xibaar rek jëm ci wàllum tanière bi wala yeneen équipe yi fa nekk di ngeen ko am en temps réel incha allah bu leen fàtte également di ngeen mën a am suñu première rajo digitale boobu di King FM foofu yëpp di nga ko am également ci biir application boobu di GFM et vous Baye Cheikh. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Marianne merci fàttaliwaat leen ay événements yoo xam ne ay programme mu télévision Futur Média la bu ñu wooree ci la ñu jëm bëgg nañu ngeen bind ko ci seen i agenda Aïda Samb mu ngi jëm Grand Théâtre incha allah le 7 juillet mu ngoog di guddi sargal ñu ngi ci woo Sénégalais yëpp pour ñu préparer ko ndax Aïda itam doomi Sénégal bëgg ko mu am talent donc guddeem gi muy tàmbali moom tam waaw moom waa Mbàkke la te xam naa ni Gallo il faut nga dem fekkee programme bu am solo boobu donc Aïda Samb mu ngi jëm donc Grand Théâtre le 7 juillet Fatou Guewel tamit ñu ngi leen di fàttali anniversaire bi muy amal ca Grand Théâtre comme chaque année programme baa ngoogu bu dee bëgg ngeen def réservation ñu joxaat leen numéro Fatou Guewel mën ngeen koo woo mën a am place rapidement parce que bu ñu waree jot du am donc 77 la 126 03 81 77 126 03 81 rapidement nañu xool annonce bi bu ko defee ñun ñu préparer programme mu anniversaire bu mag boobule nga xam ne le 29 juin la ñu koy amal ca Grand Théâtre programme télévision Futur Média lay doon ak Fatou Guewel Diouf. Parmi les plus grandes divas de la musique sénégalaise ou l'une des plus grandes divas de la musique sénégalaise Fatou Guewel mooy waajal anniversaire 12e anniversaire u Fatou Guewel ak groupe Sopp Noreyni au Grand Théâtre le 29 juin foo sànni mbatt mu tàkk Fatou Guewel ma ngay waajal groupe Sopp Noreyni ña ngay waajal xalam ya ña ngay waajal ña nga biir studio di fa def lu dara jarul ci le 29 juin au Grand Théâtre entrée 10 000 VIP 20 000 réservé leen léegi-léegi ndaxte nag Grand Théâtre Fatou Guewel xam ngeen ne da koy tuyoo mu fees teel kon nag ku teel la réservé jëlal 77 126 03 81 wala 77 889 40 40. mu goog di guddi gu mag goo xamee ni Sénégal yëpp a ngi koy waaj xam naa ni laata boobu daañu amal programme bu mag ak ajot Fatou Guewel suñu yaay suñu xarit taalibe Serigne Touba di guddi gu mag goo xamee ni saa yu ko nasey foofu ca Grand Théâtre ñaare sax ñi dul dugg mooy ëpp ñuy dugg moo tax ñu ci profité laata koor gee jeex fàttali leen ko comme ça ngeen mën ko préparer mën a woote ci 77 126 03 81 pour def seeni réservation mën a teel a am place ci guddi googu nga xamee ni ajatu Acaawan mu ngi koy préparer oustaz duñu la ëllëg da ngay ñëw fajar 6h30 ci programme suba gi ñu ngi lay gërëm bu baax et puis fàttaliwaat téléspectateurs yi tamit ñu ngi jëm le 6 juillet ci datu sénégalais yi ñun ñëpp jàpp ko ngir sant Seydina Mouhamed sargal itam Sidi Hadj Malick ak njabootam le 6 juillet ci Grand Théâtre Oustaz incha allah jërëjëf El Hadj Pape mi ngi noonu le 6 juillet lay doon ñu delloo njukkal Seydina Mouhamed waaye gërëm bu baax a baax gërëm téléspectateurs yëpp ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ñaan daal bi koor gi départ ak léegi lépp lu nu mës a wax muy njuumte ngeen jéggal nu ñaan yàlla may nu fekk ay at yu bare kenn bañ a manqué mais junj gi nag mercredi la junj la 6 bi nag avant premier bi àllarba lay doon général spécial Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaju sakkan ji lu jeex du xewi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam àllarba lay doon spécial rasulullahi voilà fii insha allahu taala alaaj Pape maa ngi nii jëm nag yaraax nga jëm ca boo ñëwee ba borom point kappa rek nga def nii droite gauche falaay gàmmu ba kon ñi la sopp ñëpp nañ la fekk kappa nañ ma fekk kappa fanaa ne tagg rasulullahi am naa ci xale bu jigéen boo xam dina ko jaral jënd léegi bi France dëkk te daa bëgg oustaz wallaay sama rakk bu jigéen bi ne France moom daal da laa sopp lool ndeysaan waaw nuyul ma ko ma nga France waaye kappa ko jegewul rek bu ko kappa jege woon moom dina gàmmu si tey jërëjëf yaa oustaz jërëjëf léegi nag ma recevoir sa xarit El Hadj Man Mbaye Garmi mu ngi ànd ak Modou Lo ñu nuyu leen en même temps doog tabbi ci publicité yi Alaaji Ngañ Jaañ sunu papa sunu xarit Alaaji Ngañ moom defe naa fu mu ñëw rek dafay taaral bis waaw
mooy suñu Garetier mooy kan Garetier lamb Garetier c'est le technicien de lamb dëgg la Alaaji Ngagne Diagne grand sëriñ moo ma ne woon ku am sàq doo yooyu wallaahi bu sàq jeexee surgo yooyu wallaahi ndokk bi la Sénégal amee El Hadj Man Mbaye Garmi itam yegg si ànd ak mbër champion Modou kontaan bienvenue le temps ñuy installé mën nañ leen bàyyi ngeen seetaan publicité yi et puis on se retrouve juste après ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal